asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi xarit yi soppe am di jàmm yi del si nañoo ak yéen seen émission ataaya dama wan des émissions Walf jëm kanam comme d'habitude xur dab yi topp seen ginnaaw tàccu leen loolu waaye macha allah béti mbub sama kaas mbama kaas wala ma toj kaas fees far for fuur cotis ba njàcc pa e gëmu góox garab du neex ndoxum géej ak Dakar ma ngay faj boppam béti macha allah ajjuma ñu egsi ci waxtu wu baax wi comme ni nga xam ne noonu nga koy waxee waaw waxtu wu baax wi maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah bu doolee it ma jël ñu ngi nuyu nag bu baax a baax téléspectateurs yi nga xamante ni tous les vendredis ci waxtu bu baax bi maanaam 22h ñu tey ci seen télévision Walfadjri ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen téléspectateurs yi nuyu assistance bi waaye nuyu également invité yi nga xamante ni honoré nañu sunu invitation ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Sanjogu jërëjëf béti ni nga ko waxee noonu la macha allah waaye duñ ca tardé benn yoon ana fañ jëm ci ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy policier rajo defe naa ni ci atum 87 la ka nga xam ni mooy Abdou Diouf defoon lu ni mel tas ay kër am ñu bari ñoo xamante ni bii mbirum coono dal na leen ci tey nag mu am loo xamante ni gi nguur gi dige woon na ko ak ñoom waaye ba tey dara yembu ci ñoom nag ñu jóg ngir fàttali seen bopp kookan la Abdoulaye Bopp moo ñuy xam leeg moom laay dikkal Cheikh Ahmed Tidiane Niang judo Kaolack ci atum 1959 fala doore njàngam laata muy jaar ca école Waguñaay 1 jóge fa dem ca lycée Blaise Diagne amee fa lijaasa baccalauréat D ci atum 1979 Cheikh Ahmed Tidiane Niang jóge fa dem ca fac science ca université Cheikh Anta Diop def fa ñaari at ci atum 1983 mu dugg ca école nationale comme gardien de la paix génnee fa ci atum 1984 ñu yóbbu ko ca GMI bokkoon ci policier radié Cheikh Ahmed Tidiane Niang dugaat police ci atum 1993 ma nga woon ca police municipal bu Rufisque atum 2012 mu soobu ci police d'état ca nguurug Abdoulaye Wade gawoon benoone muy jël retraite Cheikh Ahmed Tidiane Niang ni ko taajaloon ceebu yàpp mu riche comme añ daal mu jël Cheikh Ahmed Tidiane Niang ayca mi ngoog ñu ngi lay nuyu bu baax kilifa gi salaamaaleykum déet laaj ko ndax plat bi ñu ko jox mooy sa plat ceebu yàpp bi boobu wax ceebu yàpp ñaari ci nag moo gën a doon sama plat. waaw ceebu yàpp mais ceebu yàpp baax na de. waaw ceebu yàpp baax na moom. ayca ñu ngi lay nuyu di la dalal te puis ñang la sant. ceebu yàpp baax na. moom yéen ñaara koy lijjanti boobu. ñu ngi leen di fay. ayca. dañ julli sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi di nuyu ñëpp assistance bi. di gërëm Walfadjri gis seen teewaay. doon télévision la voix des sans voix di def liggéey bu rëy ci réew mi. ñëpp di ko rafetlu. jërëjëf ñaan jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal ñu jàll ci beneen invité cette fois-ci nag dañuy duggaat rek ci secteur njàng meeg njàngale mi xam nga nag Tidiane Niang judo Kaolack ci atum 1959 fala do Modou day kii day la am régleel sa toog laa wax ayca mi ngi noonu nag ñu jàll ci beneen secteur cette fois-ci nag dañuy dugg ci biir éducation bi nga xamante ni nag ñoom ñooy buzz dama doon wax ni idi ci politique bi mooy buzz waaye éducation bi moom ñooy buzz ci administration bi donc mi ngi noonu nga xamante ni nag syndicat bu ci nekk mu nga jóg ku ci nekk mais cette fois-ci mel na ni ñoom ñoo bokk li nga xamante ni moom la ñuy xeex moo xam ka nekk Kilikoro ka nekk Dakar ka nekk Louga keneen ak keneen ñoom ñooyem waaye nag ñu leen di jiiñ mbirum xaalis ak yeneen gars yi dem nañ ba diaboliser leen dinañu waxtaanee loolu yëpp leeral ko ki ñu fiy teewal Abdoulaye Bopp moo ñu xamaleeg moom. Madame Sarr ñu gën ko xam ci Mame Diarra Bousso Ndiaye doon syndicaliste doon jàngalekat bokk ci syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation te bootu ci CNTS FC Madame Sarr ne Mame Diarra Bousso Ndiaye doon membre ci comité scientifique bu FEDER doon présidente cellule communication bu SEDEF Mame Diarra Bousso Ndiaye judo Kaolack màggee fa yaroo fa tàmbale fa njàngam ca école Ngane Alassane Dieng ak école Babacar Diop bu Bongre amee fa lijaasa BFM laata muy wutali lycée Valdiodio Ndiaye ci atum 1998 mu daal di def concours volontariat jàll daal di am affectation bu njëkk ci wàllu njàngale jaar ca école 1 bu Ndofane ci atum 2008 mu am affectation fii ci Ndakaaru ca Parcelles Assainies bokk ci ñi liggéey ci assises nationales yi weesu def na lu tolloog fukki at ak juróom-ñaar ci wàllu syndicat Madame Sarr di Mame Diarra Bousso Ndiaye ne la mu taamu ci lekk di yaasa te moo koy toggal boppam. Mame Diarra yaasa. Mame Diarra waaw Mame Diarra yow yaay bëgg di futteeku daal dugg ci waañ bi. waaw loolu am na. def sa yaasa bu baax.
waaw ayca nuyu nañ la dalal la. maa ngi leen di nuyu. Alaaji Sa Ndiogou Mbeng maa ngi nuyu Soxna Betty. di leen ajaratu Soxna Betty. alaajem ji yàgg na sama ajaratu jee ko gën a récent. mais que la jiitu màkk moo la waay may maa la gën a bees le. merci Mame Diarra ayca Mame Diarra. maa ngi leen di nuyu. di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. di nuyu borom kër gi. di Alaaji Sidi Lamine Niass maag moom ñoo bokk Kaolack sama papa la. maa ngi nuyu jàngalekat yëpp. di nuyu waa FEDER. di nuyu sama secrétaire général Mbaye Sarr. maa ngi nuyu sama jigéen ñële nga xam ne waa SADEF la. ci jongomañ ñu def ba mu baax. sama waa école ñu ngi fii. D'accord. Le président national de l'amicale des enseignants de Dakar Plateau mi ngi fi. maa ngi nuyu toute la communauté éducative à commencer par l'IEF de Dakar Plateau et tout le personnel de l'IEF de Dakar Plateau. d'accord jërëjëf. Saafu nu jëm di gërëm di leen sant. merci. ñoom de daanaka genn wàll gi jaar nañ ci daara jàng gëstu am ay taalif yoo xam ni dañ koy faral di taalif waaye luñ taalif rappeurs yi jël wala ñu taalif mbalaxmaan yay yenu ñoom daal xamuñu fu ñuy teg seen tànk loolu nag naqari leen ba yegg ci lool ba tax ñu jóg ngir fas yéene yëkkati ay kàddu jëmal ci loolu du kenn waaye kuréel la goo xamante ni gii ñoo jóg ngir xeex loolu waaye kañ ñu jiital ca bopp ba fas yéene taxaw ngir yëkkati ay kàddu jëmee ci loolu Abdoulaye Bopp moo ñuy xam leeg moom laay dikkal. Cheikh Sylla lay wuyoo ñu gën ko xam ci Cheikhouna ma nga juddoo Touba ci atum 1989 dalee fa lii di njàngum alxuraan fa la ko mokkale gannaaw bu mu taree ba bind kaamil ci la dooree njàngum xam-xam Cheikh Sylla jot na jaar ci école Al Azhar yi laata muy toog jàngale liggéeyam di jàngale ak yar yiteem yépp di wasaare xam-xamu diine rawatina ci ndaw ñi waral mu bind ay téere yu bëri Cheikh Sylla day taalif ci wolof ni muy taalifee ci arab jiite kuréelu taalifkatu arab yi bokk na ci kuréel yi yëngu ci wàllu diine Cheikh Sylla ne la mu taamu ci lekk di tufe yàlla buñ ko berndeel nag. Cheikh Sylla yaa bëgg la yomb Sylla tufe kan moo ko bañ Cheikh Sylla Cheikh xam naa ne nekkul lu kenn bañ de waaye ñu mel ni looloo yeeg si yi xam naa ñoo ciy gën a xër. Cheikh ñu ngi lay nuyu di la dalal. ñoo ngi leen di Cheikh fay Toufe Sylla Lo bi tey ñu ngi lay nuyu di la nga ni ak Alaaji Sa Ndiogou ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi ñëpp di leen siyaare bu baax a baax ngi lay fay di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw tribune bi rawat na ñi nga xam ne ñoom lañ àndal di association des jeunes poètes muy kuréelu mu tax a sonra di yëngu ci wàllum way di jël seen xalima di ko jooyal ci mboolem lépp loo xam ne moo xew ci àddina bi rek ñi ngi ànd ak ay kàngam yoo xam ne ak ay bindkat yoo xam ne ñu foor ci bind lañ te teg ko ci yoon ñu ngi leen di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan ak fi ñu mën di nekk ci àddina bi. d'accord ñu jàll ci beneen mbir muy nag cette fois-ci politique bi la ñuy dugg xam ngeen lu def waxu lu ay di njàmbat démb moom wax dëgg yàlla ñoo fi ñoo yëngal Sénégal moo xam ci hémicycle bi la wala ci mbedd mi leader am bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom pañaa salaat ba ñoo ca jiitu waaye nag ca biir Géejawaay ak ci biir Sénégal yëpp dinañu xool politiquement nu mu taxawee ak nan la ko sénégalais yi téye waaye tamit dinañu waxal lépp loo xamante ni mi ngi ci biir parteem ki ñu xamaleeg jëmm ji Abdoulaye Bob la laay Massar Diop judo Louga màggee fa doore fa njàngam ca école Marbat bu Louga am fa lijaasa en 36e ca atum 1987 mu dem ca CMT bu Louga am fa lijaasa BFM daldi wutali lycée Malick Sall bu Louga ci atum 1995 am fa lijaasa baccalauréat dem ca université Cheikh Anta Diop ca faculté de droit jàll concours EFI defee formation ca EFI Albouri Ndiaye bu Louga ci atum 1996 mu am lii di diplôme CAP doon instituteur maanaam jàngalekat ci atum 2001 jot naa jàngale ca Kër Mañang jaar Ngaratal doonoon fa adjoint directeur laata muy dellu soit Louga ci école Jémène def fa lu tolloog juróom-ñaari atum 2009 Massar Diop jàll ci concours des normaliens instituteur dem delluwaat ca université Cheikh Anta Diop dal di fa bindu ca département bu philosophie am fa DEA jóge fa dem ca école normale supérieure amee fa lijaasa certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ci wàllu philosophie laata muy jot affectation ca nouveau lycée bu Louga doon fa professeur de philosophie Massar Diop jot na am diplôme moniteur collectivité éducative ci jamono ji am na autorisation d'inscription en thèse ci wàllu philosophie ci wàllu politique lii di amendement Ñaajaar Seen ci atum 1996 doon lu sooke Massar Diop soobu ci géew politique bi tàmbale ko ci parti bi di AFP ba ci atum 2015 ñu jóge fa moom ak Malick Gakou daal di taxawal grand parti Massar Diop doon responsable politique ca Louga ne lakk jën doon lu mu tàmmu ci lekk. lakk jën Massar lakk jën kon yow ay kii quoi
ay kaldu ki nu mu tëddee. c'est bon c'est bon. c'est bon yow ça c'est bon plat national la plat bu neex la. c'est bon plan national. oui plat waaw bu nga xamante ni si waaw. tey foo ko teg nit ñi bëgg nañ ko. maa la ko wax. oui te c'est pas trop cher. non lu c'est nga pas xam ne trop cher vraiment nit ñi bëgg nañ ko quoi. ñu ngi leen nuyu di la dalal. Massar nuyu nañ. ñëw mos nga de te demagul fenn. merci maa ngi leen di nuyu ça. waaw di nuyu aussi Soxna Betty. maa ngi lay fay Adja Betty. di nuyu téléspectateurs yi Walfadjri. di leen remercier d'abord ci invitation bi parce que aussi Walfadjri dafa nekk télévision bu nga xam ni initiative yu bari moo koy jël permettre aussi public bu bari par exemple jeunes yi ñu mën di exprimer wu. lu nga xamante ni si vraiment dañ koy reconnaître parce que gisuñu ko ci yeneen télévision yi. jërëjëf bon di wax ni maa ngi ànd ak fii nag quelques responsables grand parti parce que ñi bëggoon ñëw bari na mais ñi xale yi ñu si bari dama leen bàyyi ñu noppalu parce que dañu sonn et puis y a eu des blessés. daj ngeen ñi nga gis ñu ñëw waaw daj nañ gaa moom mais ñi nga gis ñu ñëw am na si ñoo xam ne hôpital lañ jógee sax. ci blessés yi maa ngi ànd ak nag benn responsable bu jógee Louga ci département bi muy Amadou Baba Tall. ànd ak Thiebo Ndaw moom it di responsable ak Kaffrine ak Jérôme. xam ni démb maa ngi moom ñoo nekk woon Sandaga. bëgg libérer suñu secrétaire général. d'accord toute la journée. voilà donc daal loolu mooy situation bi. merci yéen de daj ngeen. Alaaji mais Mbow. aussi Ayca ñu maa dem ngi ànd régie. ak responsable étudiants yi. D'accord. di Moustapha Thiam. d'accord mais léegi la ñëw parce que mi ngi woon ci blessé yi quoi. d'accord merci. Blessé ayca yi ñu dem gisaguma régie ko ñu ñëwaat. bànd, aywa. bu la fekkee kanam waay woyam coomay tukkoo bu la fekkee kanam waay dikkal ayca mi ngi noonu nag ñuy jaajëfal waa régie bu baax a baax ubbee waxtaan bi nag ak Cheikh Ahmed Tidiane moom nag Tidiane Cheikh Ahmad Tidiane. Ahmad Tidiane. bu bëriwul nag ñu koy def Ahmad la. Ahmad la waaw parce que cheikh bu mag bi. waaw Ibn Abbas la ñu tuddee. Cheikh Ahmed Tidiane mu Ahmad la. D'accord. Tidiane ñaar. baax na moom la ñuy ko tàmbalee waxtaan ji mu mel ni jamono jii ñu passé wala jamono jii ñu weesu wala boog bu nu mënee wax avant jamono jii sax depuis 87 yéen a ngi galéré yéen a ngi sonn yenn famille tas nañu yenn soxla yi mënatu leen ko faj 87 su Diouf bien sûr ci la ñu rajee woon policier ñu ñëwaat tuuti rek ci historique bi tuuti rek balaa ñuy dugg ci jërëjëf waxtaan. Biti maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi comme nu nga waxee 87 événement yi mi ngi am 13 ak 14 le Avril. 15 gouvernement Abdou Diouf daal Avril jël 87. waaw application jël la lourde responsabilité de radier toute la police mu doon benn record bu mu am Sénégal doon bu baatu record Guinness yi am réveillé le sans une police même suñuy wax ni benn pays dans le monde Costa Rica ñu ne amul arme amul police ça reste à vérifier mais Abdou Diouf daal moo fi def tax ma wax ko rajo 6225 pères de famille boole ci nag ni ñu ko jaaree assemblée nationale jël mesure motion d'acclamation tàccu rajo 6200 xam nga responsable au temps boobu opposition bu nekk comme maître Ablaye Wade ak waa LND dañ génn ngi leen jël leen ñoom ñu tàccu motion d'acclamation ñu commencé galère loolu métti loolu ñu boole ci seen éditorial ñoom xam nga boobu benn télé bu doon léegi lu mën a benn télé fi nekkoon RTS waaw naa di ñëw ñu bind éditorial solo yàlla na ko yàlla yërëm seen directeur seen bind ñaaw daal ni la police hors la loi parce que hors la loi la bind solo yi moo bindee la police hors la loi muy lu ñu métti lu ñu frappé lan moo taxoon rajo bi lan moo ko sababoon dëgg-dëgg ñoom affaire fan lañ ko yi may tegoon? am kattan dafa am ku ñu jàppoon du ma ko tudd ndaxte c'est sa mémoire waaw receleur loolu batterie bu mag ñu wax ñi jàpp ko ci biir détention bi mu am tawat mu am xëccoo mu ne moom xam nga boo nekkee nag en nañ wax bu nekkee am ay droit la même boo nekkee en détention police ñoo am nañ médecin ñoo ko médecin service national moo lay consulter mu bañ ñu xëccoo na ba affaire yu méttee ñu yóbbu ko principal fa la demee mu gaañu c'est le général directeur de l'hôpital principal un français moo def autopsie daal ni mort naturelle mort naturelle famille am def contre expertise ñu ne am na ay traumatisme loolu 83 la waxuñu dara ñu bàyyi ba 87 un jour de janvier 87 xaw ma nu ñuy def ba par quelle alchimie lañ décalé dossier bi convoqué 6 policiers un inspecteur ak 5 gardiens de la paix condamné ak 2 ans ferme ak 6 millions d'amende loolu nag policiers yi dañuy taxaw parce que ci xam nga 6 millions d'amende xam nga léegi nag policiers seen liggéey ñu
ba ñu gisee loolu xam nga condamnation moo gën a tiita boobu sax 1 million mais condamnation bu ñu la tëjee rek fonctionnaire 6 mois ferme tu perds sa fonction. ñu daan demee ñu dem ñu wax ministre gis ñu rassemblé devant ministre de l'intérieur. relation benn le 13 ñu dem ba ñu rassemblé le 13 Jean Collin ñëw na fa wax le soir on est parti sans amul benn grabuge. le lendemain la veille les commissaires se sont rassemblés wax mi dinañ régler problème mais ministre de l'intérieur bi temps bu mooy Ibrahima def na 10 ans. DG moo doon nekk ministère xam na police. ndekete lu mu wax commissaire dina ñoom dañu taseet ay gendarme ñu yël teg ci jël gendarme xam nga loolu tam policier ñu ñëw di jël seen poste fekk gendarme bi daal ko occupé loolu le plus normalement du monde xam nga frustration lay jël même bu nekkee nous sommes tenus à une obligation de réserve loolu da lay frustré sa place ay gendarme ñëw ñoo xam ne yaa ngi ñëw bokk formation ëppale wuñu la dara yenn tolloo formation ñu ñëw cooy la am heureusement bu ñëw occupé armée wu mu bugg am heureusement amul dara y a pas eu benn étincelle kii fa ils en ont profité c'est un coup machiavélique parce que boobu FMI dafa commandité woon man mii dama nekkoon congé mais dafa commandité woon benn audit ils ont saisi la balle au rebond pour daal di sabre daal di rajo toute la police def ay commission de réinsertion resté sur le corps 1243 d'accord mooy après ñu doon limaat ci rajo bi di wax naan demi sax rajo dañoo war xam nga ñoom dañ kii comme poste frontalier secteur frontalier dañoo jël ñu nekk ak aéroport station ñu ñëw parce que loolu gendarme mënuñu leen remplacer parce que am na yoo xam c'est spécifique comme gendarme am na yoo xam seen liggéey boobu yooyu mun ñu jël leen réintégré même ñoo yu jël réintégré provisoire yooyu am na kenn koo xam mu ngi nii ci mën la topp ci réintégré provisoire te dàq nañ ko mu ngi ne ci ñoom ci réintégré provisoire Ibrahima Niang mu ngi ne kon nga xam ni ñoom machination boo xam ne kenn xam nu mu dem sur les 6000 et quelques ñaata la ñu réintégré woon ñaata lañ en tout cas 1243 la ñu rajee. moom la ñu rajee. waaw ah d'accord 1243 la ñu rajee. waaw après bi ñu réintégré ñaata lañ jël. bu ñu 5000 et quelques la ñu réintégré waaw ci policier. ñu rajee 1243. 1243 ngeen rajee d'accord. d'accord d'accord mais man li ma jaaxal mooy fan yële ñu génn. ci biir mois d'avril bii ñu nekk yéen a ngi doon daje. di da ngeen doon fàttaliku da ngeen doon fête anniversaire wala da ngeen doon naqarlu. non dañ doon naqarlu lu ko waral. parce que suñ 31e anniversaire bu ñu rajee moo taxaw. parce que ba ñu rajee waaw fanweeri at ak benn ba ñu rajee. après par la suite def nañ 77 mois muy 6 ans 5 mois de galère sans salaire te affaire dama lay wax xam nu mu méttee woon ñu ngi dagg salaire veille tabaski. tabaski boobu xam nga ku doon am tabaski xam nga tabaski ñu ko sénégalais fonkee fête religieuse suñu amul woon igma ak taqwa dinañ weddi mais xam nga tabaski ñu dagg père de famille ñu dagg sa salaire. waaw parce que defe naa korite ga kii woon na ba kafaar defoon ci benn kii sax daal di bind ne kumbayel bii nga yël suñu korite net na mooy boobu dañuy xalaatoon ne. waaw boobu ay ballon d'oxygène la. waaw mais man c'est que leen moo ma jaaxal. lu tax Ablaye Wade affaire bi naqari woon na ko. waaw à l'époque bi nga xamante ne bii rajo nañ leen Ablaye Wade mais 12 ans yi mu fi jaar yëpp lu tax réglé wut seen situation. Ablaye Wade am nañ ci mbetteel. ah oui. parce que moom. kenn gën koo xam problème te dañu doon jàppale. parce que am na bon def na un geste symbolique. du mu njëkk a def daal di jël ci produit journal Sopi 1 million 300 dimbalee ko rajo pour ay fa xam nga loolu. di xam problème di ñu jàppale promettre bu ñëwee xam ne bu ñëwee dina ko def gis nga ba mu faloo. c'était la liesse populaire man mi di wax ak yéen sax sama kër ginnaaw raay. ñu ma xam parce que dama lay wax ñu la rajee woon on nous a persécuté dem ay prison man j'ai fait 6 ans ak ñeneen voiture piège li ñu tëj mu am DSP bu fi nekkoon bu amee bu ñu interpellé ay nit manifestation xam na est-ce que lu mu njëkk a wax am na policier radié dañu doon persécuté dans notre pays moo tax su ma déggoon woy Thione Seck ak Baaba Maal boobu ñu wax apartheid di ko def lu ñu doon bi moo gënoon pire que apartheid ak Baaba Maal dikk teg xam nga nekk ci réew def lu nekk consacré toute ta vie ta jeunesse la récompense mooy ñëw radiation en bonne et due forme di la persécuter di la tëj kaso lu yëngu ñu ne voiture piège man dañu ñëw prière mortale ñu jël mais su Wade yëkkati waatul woon dossier bi Wade ba mu ñëwee bañ ko wax nu mu ko yëkkati leen la def dafa jëf ay réformette la def dafa jëkk def mise à réformette je vous dis waaw je pèse bien mes mots ay réforme daal jëf mise à disposition boobu tamit xam na ne police municipale c'est la crème qui a été extirpé de cette police mu jël leen pour un supplément d'une pierre deux coups da koy jéem pour jéem a satisfaire ba pare day régler problème effectif bu ñu amoon yóbbu leen ci commissariat bu ñëwee nag foofu dañuy loué kenn au niveau de les commissaires de la police nationale réité commissaire les pour DSP rek la ñu yóbbuwoon des services publics mais dem ñu renseignement ils ont fait leur preuve loolu moo tax bañ demee xam ne gars yi maîtriser nañ affaire bi te ils ont fàttewuñ dara
ils ont fait un travail considérable dans ce comité bu ñëpp apprécier ko. ñu ñëw continuer ñuy dem maanaam chaque fois ñu dem assemblée bu ñu demee dañuy coow député yi dinañ wax nañ leen régler problème parce que police municipale seen problème bi bëri na kenn seen fay tolloowul ba ci indemnité de logement bañ ko joxee. police ñu bu ko gendarmerie ñun toog nañ 3 ans ñu soog am indemnité de logement ba Abdoulaye Wade jokkee tam pension risque indiciaire bi toog nañ lu yàgg ay 6 wala 1 an amuñu ko nga xam ne jusqu'à présent galère bi continuer mu mel ni rek c'est une scouting moo ñu doon poursuivre te xam ñoon lan la nekk ci dëkk ñu lay poursuivre mel ni rek te ak li nga defoon foofu moo xool dama lay xoolal ay service yi ñu fa naan damay jël ay kaw brigadier Omar Badiane fii la nekkoon commissariat Dieuppeul opération la dem ñu dagg juróomi baaraam il a été radié Serigne le brigadier Serigne Bakhoum événement yam en Casamance en 82 son corps est criblé de balles ay plomb ba fi mu nekk il a été radié ñu demoon disponibilité am na koo xam mu ngi toog fii dafa demoon disponibilité laa la wax de liggéeyu 2 ans il a été radié xoolal incongruité boobu ku bokk ñu radié ko kon ñoom nan lañ fan lañ teg non loolu lu leen neex lañ doon def te assemblée moom moo ko kii assemblée moo ko comme bu démb bi député yi daal assemblée leen tàccu député yi ay député yi waaw am na ci ñu ci wax na wax yu ñaaw mais nag damay wax lu ci maam Abdou waxoon waaw nee na affaire bii 40 ans zéro faute boobu doom nu bàyyam Cheikh Seydi Almaañ lu mu ci waxoon nee na ku ci laal ku nekk di nga ko gis te loolu moo am gars yi ñu ngi koy gis ñu ngi koy gis de ñu ci waxoon lu ñaaw ñëpp maam Abdou ku ci def lu rafet di nga jóg ci ko mais ku ci def leen di nga ko gis te ñu defal ñaaw lu gis nañ ko d'accord waaw mais mbir mi di dox ba Abdoulaye Wade wàcc parce que comme moom déception ngeen am ci moom Macky Sall président Macky yéeg depuis 2012 mi ngi ci nguur gi. waaw bu ñu yéegee Macky Sall. parce que waxoon na ci moom it waxoon na ci promettroon na ci. waaw le premier mai promesse yam ca defoon le premier mai. boobu le premier mai. waaw dañuy ñëw bon parce que premier mai. 2017. 2017 waaw. la ñëw syndicaliste moo ko posé Sidya Ndiaye affaire politique parce que ñun pension amuñu suñ ay pensions yi dérisoire la ñu am. veuve yi bu ñu la waxee parce que xam nga fii administration loolu dama koy wax pour ñëpp sax. nañ ko rectifier parce que loolu vraiment c'est abusif tubaab yi bokkuñu réalité. boo retraité fonctionnaire boo dee et sa veuve yi moitié pension bi lañ ko xam pension dérisoire boo comme par exemple exemple bu mu nekkoon man dama bàyyi woon ay bu ma am 100 000. su ma décédé su ma amee femme 50 000 bu ñu nee 4 ñu séddoo ko 12 500. 12 500 lu mu mën. c'est des pensions dérisoires loolu la gars yi di percevoir. bu ñu ko waxee ñun nag amuñu sax ñun pension professionnelle parce que 6 ans yu ñu ko 77 mois yu ñu ko dañuy am pension proportionnelle. Macky Sall engagé ñu wax ni. waxul wax damay l'État va faire wala budget dem ni l'État a versé. versé kon dugg na ba pare. waaw waaw versé na jox na 2 milliards. waaw ba mu ko waxee yaakaar bu rëy fa jut. waaw yaakaar bu rëy am na ñoo xam dañuy feebaroon mais da leen soulager. maa ngi tëdd wér nañ. waaw parce que xam nga pension boo demee pension boo demee sa xol li ngay yor pension boo ko jëlee. doo touché sax. am na ñeneen salaire neen da ngay touché ñun duñ touché sax dañuy dañuy def ni rek. indi seen rek. waaw dañuy seen. dañuy seen rek. parce que dara ay pension dérisoire. waaw mais 2 milliards yooyu mu wax versé nañ ko. ba léegi gisuñu dara. ba léegi nag te luñ ci gën a jaaxal. législative élection législative passée. Amadou Ba moo ñëw fii. waaw damay takkaat xam nga ay postes rajo nga. waaw ñu interpellé ko ci. mu ne lu mu wax le xam nga ñun duñ defuñu sax c'était réconfortant mu daan le problème des policiers radiés. et derrière nous le président de la République jox na ma instruction. kon boo xam ne moo xam ñun nag ñuy wax président Macky Sall ba tey fii ma toog nii. Amadou Ba kañ la ñëwoon foofu ci législative ci juillet bi passé. ba léegi nii gisuñu dara ah mais lan la mën a wax loolu moom it bu mantooram mën a waxee kañ moom it mu dox. amul comme lu Russie wax 1 rouble benn rouble sax yokkuñu ko. yokkuñu ci dara rouble sax yokkuñu ko suñ pension yi. waaw léegi boobu ba léegi xam nga législative yi passé na fàtte nañ ko mi ngi suñu gannaaw. waaw léegi fan ngeen ci toll. dara lañ ci xam ñu ngi toog chaque weer rek ñuy def dina ba léegi moo tax ñu taxoon na ci santé ñuy rappeler président Macky Sall ni ko moom avec la magie du décret moom moo ko mën a régler mu engagement boobu mu waxoon. xaw ma yëg la ko honoré guñ ko. waaw ne ko engagement boobu ñu waxoon. honoré guñ ko loolu rek la ñuy xaal te fi mu nekk mooy dundal ñu bëri. waaw defe naa nag wax ak Amadou Ba moom wax ak président ko gën a. waaw moom président ba pare affaire bi am na ñoo xam suñ famille même ñun ñii. suñ njaboot yi ci soxna yi defe nañ sax jox nañu xaalis ñu bëri parce que luñ ko bindee. waaw soxna yi dañ naan jot nañ xaalis am na ñoo xam nañ ci problème ah. te ku ci takkaat ñu ne ca xaalis. waaw waaw loolu dëgg la de waaw. ayca waaw léegi nag ngeen ni Amadou Ba moom it la mu waxoon dara nekk. dara d'accord
mais bu fekkee ni président de la république mi nga xamante ni moom mooy patron moo mën a wax mu deñ kon kañ Amadou Ba bu waxee mu deñ loolu garaawul. président de la République sama gis-gis. parce que moom mooy patron am. waa moo ni 2 milliards yi déggoo li mu expliqué. may ma neewoo fii sànq bi ngay débuté ni président dafa ni woon versé nañu 2 milliards. versé l'état a versé la wax. gisu leen déggu leen. léegi damay wax président. xam nga tamit amul suivi. xëy na waxuñu ñu ko boobu ba tey ñun amuñu gisuñu ko recevoir xëy na waxuñu waxu Amadou Ba wax ko carrément affaire dugg mais dañ koy xamal mu ne ak ñu koy déggal ni policier rajo ñu ngi commencé benn policier rajo gisul 1 rouble ci luñ ko jox li. d'accord xaala wala kase na gisaguñ ko. jërëjëf d'accord ñu daal di jàll nag ci Mame Diarra yéen xaalis rek jàngalu leen booy fattuñu grève sur grève débrayage sur débrayage dinu bëgg rey mais yéen fatt ngeen ñëpp jàngalekat yi da ngeen baal ma sa papa jàngalekat la woon. waa kay. Mame Diarra. waaw Mame Diarra sonal ngeen yéen tamit sonal parents d'élèves xanaa yéen du ngeen ay parents d'élèves. maa ngi lay nuyuwaat Betty. lu xew. di la wax ne ñun jàngalekat yi. avant tout damay wax ne ñun ay jàngalekat lañ. waaye ay père de famille ak ay mère de famille lañ. bien sûr. di wax ne jàngalekat su dodo classe am rek amul lu ko neex. on le fait la mort dans l'âme. tey pour tontu li nga wax noonu ne ñun xaalis rek la ñuy laaj. dinaa la ci tontu léegi Betty. xam nga. dafa am nit ñi ñoo ko wax. waaw ñooñu laa bëgg a tontu. xam nga dafa am benn borom xam-xam bu mag boo xam ne bu yàggu rek la dëddu. dafa posé woon question fa Léopold Sédar Senghor. ñu naan ko Liliane Costello. daf ko laaj mu ne ko jàng ak njàngale boo xam ne dafa mucc ayib nan la war a mel. Senghor dal di ko tontu juróomi réponse dal di ko jox juróomi réponse mu ne ko d'abord il faut la création de structures d'accueil. Après la création de structures d'accueil il faut le recrutement, un recrutement massif. mu ne il faut une formation et cette formation doit être aussi bien initiale que pérenne. mu ne après la formation il faut une bonne politique d'orientation. Et enfin faire de sorte qu'à la fin de sa scolarité l'enfant puisse s'insérer de manière harmonieuse au sein de la société. lu tax ma ñëw foofu tout simplement parce que boo xoolee li Senghor waxoon il y a de cela 20 ans ak parallèlement ak ce que nous voyons dans le système il y a deux choses. parce que ba muy wax ne il faut la création de structures d'accueil dafa am lu taxoon. lu tax tey boo xoolee le problème des abris provisoires ñun jàngalekat yi dañ koy dénoncer. parce que c'est des phénomènes yoo xam ne ça fragilise le système. tey les abris provisoires non seulement école dina ubbi ba am ñaari weer te du fonctionner mais aussi vu leur précarité. dañuy insécurité bi. merci jaan yeeg yëpp di dañuy teel a tëj. donc jàpp naa ne dañuy perdre 4 mois dans l'année scolaire. xam nga loolu tey boo xoolee avec le nombre exorbitant d'abris provisoires qui sont aujourd'hui dans le système ñun dañ koy décrier. loolu benn mais tëb nga question Betty bi de. non ci lay ñëw dafa ne ñun xaalis rek la ñuy laaj voilà. waaw dafa ne ñun xaalis rek la ñuy réclamer. moo tax maa ngi ñëw. xam nga boobu benn question la te ñun suñ préoccupation la les abris provisoires. waaw ministre bi nee na mais xaalis bi moo gën a fës. waaw mais loolu. abris provisoires yi juste rek une question. bokk na ci accord yi. voilà xam nga yaa ngi noonu di ko laaj. waaw même bu ñun dañ koy décrier. yaa ngi noonu di ko laaj loolu mooy wane ni kon xam nga ni kon abris provisoires yi leerut. li leer mooy xaalis bi ngeen soxla. waaw ayca. muy benn. ñaareel bi dafa ne recrutement bi. tey. boo gisee tey problème yi am ci secteur bi. double flux multigrade. manque de recrutement la. te yemuma foofu sax ci recrutement bi lay ñëw aujourd'hui au Sénégal n'importe qui peut se lever et être enseignant ce qui est extrêmement grave pour un système que nous voulons performant. boobu ñaareelu pàcc la ñetteel ba Senghor dafa waxoon ne ñu tàggat jàngalekat yi et cette formation doit être aussi bien initiale que pérenne. formation initiale bi naam am na waaye la formation continue moo des jàngalekat yi dañu manqué formation surtout avec le curriculum de l'éducation de base bi nga xam ne c'est fastidieux les écoles n'ont pas de photocopieuses
ils n'ont pas d'internet. Mame Diarra c'est que li ngay wax Donc, ni yooyu yëpp yëpp- xam nañ ko yooyu mais yëpp ay xaalis bi lañ la wax facteurs la yoo xaalis bi nga xam ni mooy seen problème waaw yéen loolu carrière bi la dama ciy ñëw après. xam nga Même Mame carrière Diarra bi- même mi ngi carrière wër bi dafa ndoom am- ba mbir mi quoi Sadio maa ngi ñëw. da ngay droito yàggal bi dalal ci kaw affaire bi même carrière bi dinaa ci ñëw. mais dama lay tontu le mal du système c'est plus profond que ñun ce que nous réclamons. d'accord du xaalis kese. xaalis bi xëy na moom la parents yi gis mais dinaa ci communiquer tey ba tey parents yi xam ne. jàngalekat yi dañ leen yoreel xaalis war leen ko fay. xam nga yow ay affaire u nandite ngeen di def yéen jàngalekat yi ngeen baal ma ndaxte dañ naan toujours nag dañ ciy teg de indemnité bu ndax amul lañ ca teg ñu ne de documentation indemnité ñu ne naam ne koo ci jox indemnité de documentation mu ñooñalee ko borom këram ginaar dañ naan dañ leen a diaboliser xëy na benn côté diaboliser nañ leen mais yéen tamit vous avez laissé faire xam nga lu tax bu fekkee ni yéen gouvernement dafa signé ak yéen ay accords yi mu am pas mal de points yoo xamante ni mi ngi ci yenn yi gouvernement bi ne c'est réaliste et réalisable Absolument. ngeen dem ba mu wax leen loolu léegi yéen bu fekkee ni da ngeen a toog naan dañuy maye grâce dañuy xaar mu lii dañuy xaar mu laa mais loolu moo perduré nii ba nga xamante ni accords yi moo leen sonal waaw loolu dëgg la béti mais kaay ma wax la gis nga accords yi. xam nga le président Sall. yu mujj yi mooy yu 2014 yi waaw waaw le président Sall quand il est venu au pouvoir daf ñu fekk ci xeex. bi mu ñëwee daf ñu ñaan. te lam ñu ñaan aussi war nañ ko may parce que un état buy doog a jël pouvoir il faut mu def l'état des lieux. xool li mu mën li mu fa fekk ak li mu mën ak li mu mënul. ñu may ko. après ñu toog diir dégguñu ko man dama jàpp sax ne dañ doon nelaw parce que fàtte woon nañ ne li ñu waxoon wax nañ sànni daal. ñu toog ba à un certain moment ñu ne waaw état xanaa dafa fàtte jàngalekat yi. un certain moment ñu commencé waat encore yëngu-yëngalaat. ci loolu moo indi sax les accords de 2014. voilà ba ñu signé accords yi. mayaat nañ leen diir parce que dañu indi ay yeneen problème encore ñu ne dañuy reformuler le fichier de la fonction publique ñu ne dañuy def ay études parce que comment dirais-je ndampaayu indemnité de logement bi dañ ko bëgg a généraliser du yéen rek yéen enseignants yi. ñu ne leen ba tey d'accord mais ñu mayaat leen encore du temps mais dañu. temps boobu aussi ça a duré tellement que loolu moo indi remous yi nekk ci système bi. waaye c'est que Mame Diarra pourtant ba ñuy signé dañu ne woon des accords réalistes et réalisables comme ni Mame ko Diarra waxee léegi. xam nga ñun bon c'est que jàngalekat yi bu ñu waxee nañu politiciens yi dañ ci rax du ñu neex a weddi parce que daanaka Ablaye Wade yéen a ko xeex ba mu jóge fi nous regrettons Wade. non mais yéen a ngi nii réccu ko tey waaw waaw mais daanaka yéen a ko te fi mu toll nii même système bi fi foofu ñu tolloon béti fi lañ tollaat actuellement ku ne ñaan na leen ngeen parce que da ngeen a bëgg xam ni Macky Sall nga jëm ci ay élection bu ngeen wañee loxoom li ngeen bëgg di ngeen ko am moo tax sëriñ bi ñaan leen ba tey ngeen bañ Sa Ndiogou. désobéissance. Sa Ndiogou yéen a ko tuddee. maa ngi nuyu le khalife général des Tidianes. da ngeen waroon obéir. maa ngi koy nuyu di nuyu nag tous les khalifes généraux du Sénégal. ñaan nañ leen ngeen bañ nga naan ñoo nuyu xalif bi waaye yow ban xalif bi ne leen dimbale ñaan leen ngeen dem tracé ngeen lànk ne defuñu ko ayca lu waral loolu. dinaa la tontu Sa Ndiogou. waaw ayca. waaye may ma ziar xalif généraux yi ndax dañu am. sa bay ko ziar. ziar laa du tàggu di maa ngi ziar xalif généraux yu Sénégal yëpp. ay mag lañ ñu baax. waaw parce que à chaque fois bu problème amee ci système bi danañ jóg ñu wax. te nag noonu lañ ko defee. parce que xam nga dafa am lu ñu njëkk a def. waaw parce que dañu ne dañu dem gis d'abord comment dirais-je le président Idrissa Seck. waaye yéen Idi lu mu leen ci mën a. comme waaw dinaa ñëw foofu man di gis opposition bi moom lañ njëkk a dem gis waaw parce que nag gis nga Sa Ndiogou. waaw crise bi fu mu toll nii yow mii sa xeebuñu la boo ci mënoon dara ñu seet si la suba. seet si xeebuñu leen non crise bi. bés bu ngeen ma seet see ba ma sàmmee mbayaan leen waaw damay leeral rek ne. am nañu diingat parce que biñu demee ci Idi dañu ne waa lu tax Idi. lu tax ñoom ñu jóg di dem ci Idi. waaw gàkkoo bi lu tax demu leen ci gàkku waaw ñu ngi doon parce que dañu defoon. waaw d'accord kon dinañ ci ñëw. waaw bañ egg ci yow dañu defoon plan. boo xam ne dañuy dem képp koo xam ne yaakaar nañu ne. problème système bi mën nga ci dara. ñu diis la te ba ñu demee aussi. Idi wax nañu de. lan la leen wax. Idi wax nañu te lam ñu wax dégg nañ ko bu baax gis nga tey. bu ko Macky Sall président Sall consulté woon tey mu jox ko la solution de la crise. kan Idi.
waaw. da ngay politique yow. non jamais man ku ma xam. Idi am na solution. man duma politique. ok lu tax nga ni Idi am na solution la mu leen wax daf leen doy. daf ñu doy. mais Macky waxoon na leen lu leen doy wax moom yomb na. Mame Diarra il faut ngeen def attention wax c'est facile. mais ça. man da nga am wax sànq lu am solo. xam nga Sénégal fii dafa am loo xam ni moo ko tënk. ku ci nekk ak ca tarixa ba nga bokk. parce que nga xamante ni mooy xalif général ba. taalibe mi déggal nañ ko. mais tey jii bu fekkee yéen benn xalif général dafa jóg ñaan leen bañ bi fu ngeen ko teg. non bañu ñu béti dama lay expliquer tax déggu leen. maa ngi ñëw gis nga la veille bi ñu jógee war a dem seeti la xalif général des Tidiane waaw. la veille ci lañ génnee benn plan d'action. xam nga gannaaw génnee nañ plan d'action bi mënatuñu woon parce que délai bi gàttoon na ba mënatuñu woon retourné waat di modifier wala ñu te bi ñu demee ci le xalif général nag maa ngi koy ñaanal ndax wan na woy politique yi yoon waaw dafa tëddee njaaxaanaay parce que bi ñu ñëwee mënoon na wax ne ñii représentatif dafa boole ñëpp recevoir donc il a montré une grande leçon de démocratie. syndicat yi. la boole ñëpp recevoir. waaw d'accord. waaw il a montré une très grande leçon de démocratie. te noonu la njiit war a taxawee. njiit warul boddi. njiit warul di far ci ñii di bàyyi ñële. donc loolu ñun ñu ngi koy saluer bu baax. bi ñu ñëwee posé xalif général des Tidiane suñu problème déglu nañu bu baax waaye bi ñuy dem ñaan nañu. ñu lever le mot d'ordre. waaw ngeen lànk lànk bay wut leen lànk. ah Ndiogu lanku ñu de. lu ngeen def Mame Diarra waxal lu ngeen def. waaw waxal léegi kon kay jël leen jàng léegi nu ngeen def. xam nga ñun. tànk day tàlli wala mu bank. waaw bu ngeen lànk. gis nga yow mënoo déglu yow mii. merci mon camarade. parce que ñun bi ñu ñëwuñu ñun condong jóg dem. waaw dañ ñu yónni. te le khalife l'a très bien compris. d'ailleurs bi ñu génnee foofu dañu ko ne dinañ ñëwaat dinañ dellu si waat. indil la. li ñu jàpp ci waxtaan bi. mais foog ngeen dem base ba rendre compte. waaw ngeen dem ca base ba ne ñoo bañ. non même le xalif a compris. waaw base ba kañ laa bëgg a dégg lu ñu wax. dañ ne ñun ñoo lànk mayewuñ. déet ñu ngi ci dynamique boobu ñu ngi waxtaan. yéen a ngi waxtaan. waaw ñu ngi waxtaan te incha allah dinañ jàpp ba dem gis le xalif incha allah. pour gagner du temps rek. mu mel ni d'accord dem ngeen seeti quelques leaders politiques dem ci xalif général des Tidiane waaye tamit ba tey taxul ngeen pare ca. barki démb Casamance xaw nañ leen a rey. lacrymogène nañ leen ba ngeen naani vinaigre yéen waaw béti parce que dama ni def ngeen ko Dakar da ngeen koy def ci certaines régions du Sénégal mais lu tax ngeen egg Casamance rek pënd bi jóg lan la te dégg naa préfet bi dafa ni autorisé nañ ñëwaat ni autorisé wu nañ ñëwaat ni autorisé nañ ñëwaat ni autorisé wu ce qui veut dire que ni 2 autorisations ak 2 refus pour lan waaw loolu moom laay njëkk a ñaawlu d'abord Sanjogu gis nga suñu Sénégal gii jàmm rek moo ci xej maa ngi masawu waa Casamance di leen nuyu ñoom ñëpp wala enseignant Casamance waa enseignant yi Casamance ak waa Casamance yëpp maa ngi leen di nuyu di leen masawu gis nga lii warul lan moo warul gis nga bu ñu demee ba entre syndicat ak nguur toll fii ñu toll man damay tiit xam nga lu tax parce que tey le président Sall dafa am un programme important jagleel ko éducation dans son projet PSE dafa am vision éducation ci PSE ci njàng mi ak mais gars yi nee nañ kay vision bi baaxut mais kii vision wax ko dàmbooj nee na vision parce que sëriñ kii miñ fa teg mbay caab waaw mënu ko doxal loolu am na mais gis nga vision boobu noonu mënu ko doxal sans la pleine collaboration des enseignants ñun ay partenaires am lañ duñu ay les acteurs principaux voilà duñu ay noonam donc daf ñu war a jël comme des partenaires mais partenaires yu bëgg xaalis xaalis kenn bañu ko sañ mais loolu la gars yi wax waaw mais juste rek wax naa ko parce que seen xale jeex yéen ngi ci marché yeeg yëpp waaw mais yéen seen indemnité de logement bi lan mooy pomme de discorde bi lan mooy seen problème lan ngeen proposé lan lañ leen di wax waaw ñun waa FEDER ak kañ lañ leen di fay ñun waa FEDER dañu ne augmentation substantielle de l'indemnité de logement donc l'État a mis 25 000 francs sur la table. ñaata ngeen la woon laaj. ñun l'idéal mooy alignement. mooy injustice bi nga xam ne moo am tey ci système de rémunération. des agents de la fonction publique. irrégularité yooyu lañ bëggoon
ñu régler ko de manière définitive. gis nga tey. mais Mame Diarra xam ngeen seen nombre moo tax pour ñu régler loolu problème la. mais loolu du lay saa. non nombre non c'est que tamit seen nombre macha allah yàlla na yàlla xeeb dolli. waaw mais nombre bi yéen bu ñu joxee magistrat yi lenn magistrat yi bétti bëriwuñ par rapport ak jàngalekat yi ah donc duñ mën a topp loolu. mais loolu moom du lay saa. kañ lay la. réew mu yorul xaalis ngeen bëgg ñu jël lépp paacoo. ñun ñëpp ñoo yem. mais yéen ñaata ngeen amoon 60 000. waaw 60 000 lañu amoon ngeen di laaj ba 100 wala. waaw. ñu ne leen lan. doon nañu 75. waaw wala 85. 85 kañ baax na ni leen à partir de kañ lañ leen koy commencé. non dañuy dugal 10 000 après xaw ma lan dinañ. à partir de déwén ban mois. waaw joxe nañ daal nee nañu à partir de déwén. ah du immédiat. non c'est pas dinañ immédiat. dugal 10 000. c'est pas immédiat. Macky yorul 10 000 yu mu dugal. te même bu ko yoree ñun manière boobu. waaw la ñu wax ne. payoor gi manière bi ni leen ko bëgg fay moo leen neexul. waaw loolu moo ñu neexul. d'accord parce que tey. gis nga injustice yi am tey. li jàngalekat yi c'est l'État qui a traîné les choses ba mu yem fii. bu fekkoon ba mu ñëwee dafa régler problème bi de manière graduelle parce que gis nga le système de la fonction publique tous les 2 ans. les agents de la fonction publique dañuy avancer. xam nga lu tax yéen a point boobu dama ci far ak yéen xam nga lu tax du ñu daj jàngalekat yi tax ma far ceeg yéen. jabaru ñan la ñuy jox 500000 chaque mois te duñ liggéey. yow jabaru ambassadeur yi ñu ngi leen di jox yéen a yee laaj eggali. absolument dama far kay dama far. waaw yow jeeg buy tëdd këram suba di jóg di ngoon tëdd nelaw ñu jox la 500000 francs chaque mois ñii di liggéey duñ leen jox. voilà des injustices. c'est bon bu dee léegi da ngay invité yow kañ yow léegi kañ yow kan yow enseignante nga yow. merci Betty. di dee fi la mën a yam yow mbaa indemnité yi da nga cee am yow yeggalee Mame Diarra. donc gis nga fonction publique. irrégularité yooyu am dañ ko war a régler. parce que lii yëpp état la. su fekkoon ne ba mu ñëwee. déglu na jàngalekat yi jéem a saafara problème yi. du ñu ñëw ba yegg si fii ñu yegg si. et en plus. ñun dañuy marche nit ki bu amee lu ko metti war na ko exprimer. bien sûr mais il y a de cela deux mois. on a accueilli mon secrétaire général dañ ko jàpp ñu ne ko doo fi marché. est-ce que demandé woon kii pour marché. waaw gis nga ñun dañu jàpp ne gis nga nit. ak liggéey ki nga xam ne moom moo ko employé. yaakaar naa ne loolu yëpp waru ci sax am. d'accord. man dama jàpp ne tey jóg dem ci Serigne Mbaye Thiam lu war a yomb la wala nga toog waxtaan ak moom mais c'est quelqu'un qui n'est pas tellement ouvert inaccessible te nit ki bu amee lu ko metti ci liggéeyukaayam yaakaar naa ne li gën a élémentaire mooy mu génn exprimer wu ko. d'accord loolu nag mooy suñu problème dañu jàpp sama secrétaire général ma woo presse bi bëgg a def une déclaration pour wax li ñu naqari. moi aussi on m'a accueilli séquestrement. Ah bon? Pendant 20 oui. Pendant 20 minutes. Non. sonn ngeen yéen daal ñu ngi leen di lacrymogène gis nga nañuy bàyyi nit ñi ñuy manifester di wax li leen seen droit la seen droit la waxuma ko rek pour le système éducatif la xew Casamance ñun ñëpp dañ koy ñaawlu mais nañuy bàyyi nit ñi ñuy exprimer wu parce que tey boo jëlee Moustapha Niasse tey le président de l'Assemblée nationale ku xam marche la Moustapha waaw moom kay gis nañ ko xeeram ba sax boo jëlee le ministre de l'éducation nationale mais président na luy marche na président ñoom ñëpp ñeema gis Casamance yoruñu woon yet yoruñu woon xeer. yow Moussa Niass ngay gaar waale. pour exprimer li leen naqari. d'accord dinañu ñëwaat ci yow ñu dem nag ci Cheikh Sylla Talib Cheikh Sylla mu mel ni association des jeunes poètes en wolof et arabe yow yaay seen njiit bu Sénégal seen association bi mu mel ni daal am na lu leen naqari cri du cœur ngeen di lancer parce que waykat yi. ak mbalaxkat yi ak taasukat yi ñoom ñëpp daal sonal nañ leen. ñu bëggoon a xam rek seen association bi kañ la judd ba pare balaa ñu ciy dugg. waaw soxna Betty. ñoo ngi lay sant ci question bi nga xam ne laaj nga ko am na solo lool. jërëjëf. association bi bu ñu juddoo léegi war naa def 2 ans jàpp 3 ans ndax defe naa 2013 lañ ko créé woon. mu jaar ci réseaux sociaux yi ci la jaare woon ba tey suñu borom def ci tawféex mu toll nii nekk association boo xam ne dañ koo jëmmal. muy dox ci wàllum poète wolof ndax defe naa nekkoon na fi ay jamono mais. mu nekkoon association mbootaay goo xam ne dañoo bootoo di ko doxal kuutoo ci lenn di ci dox amul woon léegi nag ay ndaw dikk di ci yëngu ngir bëgg a ñoŋal loolu gën koo jëmale kanam booloo def ko ak kuréel tudde ko Multaqa Sohara rek mën naa am baat bi baatu arab la waaw mooy li dajale waykat yi rek en wolof li dajale waykat yi association des jeunes poètes wolof et arabe voilà
kon loolu mooy kuréel gi. ñu ngi ko créé 2013. kuréel gi it am na ay principe yoo xam ne ci lay dox. xam naa da nga may ma présenté ko ndax dana jaadu lool ci ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ndax mën naa am lii lu yees la ci seen i dégg-dégg ak seen i gët. nga présenté la waaw ci ay bayit. ci ñëwal moom day neex sax wax rek aywa kon nag. déglul leen ko ñu xool aywa tey ma jug fab pilim te bind fi aw way ci kuréel gii di mul taxaak ñi ci bootu moo di leeru ngëneel keroog ba mu jollee lëndëm dàqu way bëndal ya jullootu mul taxaa boole bindkat yu ñu tànnal ñawi xel lool ba fu ñu wayee nga ne muutu mësuñoo deñ di sot sunuy xëlimay way njariñul réew mi ay ndamam lañu yóotu dinañuy way wolof di way ci arabit ak yeneen ci làkk yu wuute fu ñu bindee di soññ ndaw ñi ci xam-xam ak a xuppee kawaar ku déglu nu mbóotu lu ñu gis it mu xew ñu xiir sunu askan ci lu leen fekk ca lor ya wax ca yu yaatu wala wax ca yu xóotu ndawi kàngam yu ñëw xereñ ñeme gëstu di wayaakoon ci bamba mbër mañu bootu defi wookaa yu koy layal sunu yëg-yëg moo di sax ci jëfal ko moog ña ko wuutu waaw magaku ndaw jigéenu góor mu taxaangoog di kuréel goog njariñ ya daa masalootu waaw jërëjëf baax na nag suñu toll jaajëf defe naa ni am nañ une idée ci li nga xamante ni moom moo leen tax a jóg yéen seen association bi ak loolu gannaaw nag nga ne depuis 2013 ngeen ko taxawal ci ren ñu dugg ci juróomi at loo xamante ni dañuy faral a dégg ngeen di ñaxtu di wax ni waykat yi da ngeen di taalif seeni taalif ñu jël ko way ko duñ leen ko àbb duñ leen ko jëndal du ngeen leen ko jaay lu leen neex lañ ciy def da ngay toog rek dégg sa texte ci télé bi nit di ko way mbaa di ko taasu yéen loolu association bii nii ban taxawaay la war a taxaw pour xeex loolu waaw d'abord bala ñoo ñëw ci loolu it bëti ñu xam le rek ne kuréel gi dëgg la naam Touba la juddoo waaw ñu nuyu waa Touba ñëpp ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan ñëpp Touba la juddoo waaye nekkul ne Touba rek lay am képp koo xam ne day way wolof ak fu mu mën di nekk ci réewum Sénégal ci nga bokk ndax ñi ci bokk rek yemuñ Touba rek am nañ Kaolack Dakar même Thiès Ndar yëpp am nañ fa ay membres yoo xam ne dañoo bokk ci kuréel gi kon yemu Touba rek te buntam yëpp la association nationale la voilà d'accord kuréel gi taxawaay bi mu am ci ñi nga xamee ne ñooy jël seeni way di ko pirate ñoo xam ne mën naa am li tax li waral lii ku nekk xam ngeen ko saa xam na ko ñu xam ko mooy yu mujj yi fi xew waaye loolu dañ ne dafa gën a fés moo waral muy feeñalaat laneen li nga xam ne moo fi mujj xew waaw comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee mooy Kumba Gawlo waaw waaye mi mujj génne tuddee ko sargal jigéen waaw daanaka liñ ci wax lépp di début au fin suñu benn koo xam ne ci taalifkat la bindkat la ku ñuy wax Salihu Guèye Badar moo ko moom bi mu ko defee it wax dëgg yàlla moom nag dëkk fi mën naa am daa gën a feeñ la waaye njëkkewu ko fi am na ñeneen ñoo xam ne def nañ ko fi même théâtre kat yi non même man defuñu ma ko mais comme man maa jiite association bi te association bi ñi ci bokk yaatu gannaaw tey defuñ ko ki ñu ko def bokk ci rek moom am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci biir ñu def leen ko kon association bi li ko war moom mu jug xeex loolu noonu nii mais nan ngeen koy xeexee c'est que sax xeex bi moo nooy quoi xam nga yéen li ma jaaxal ci gis nga nii bu ngeen ko continuer lu ngeen bind ñu sàcc ko parce que réew mi boo ñëwee di jaay ay yar gi naan waa mu taxal suufara dafa nekk association boo xam loo fi taalif ñu sàcc ko il faut que gars yi nga waxanteeg ñoom ci ay bët wax ju leer yaa ngi dégg ban xeex ngeen loolu dëgg la mais ñu xam ne rek adduna moom lu la ak dal ak yar muy dana defe naa dara du la ko may loolu moom lu leer ci réew mi waaw ci réew mi yekkatu fitna bu bon bi dala ko yar bu ko faale de yekkatu fitna bu bon la egg yow daal yow nii nga ko nar a jàppoo di taalif ci yar gars yi dañ koy sàcc ndax ab taalifkat yarekat la kon d'abord daa war a njëkk yaru ba pare jërëjëf waay ñu nuyu Ngom taalif ci biir kër gi demal aja waxal ni ngeen koy xeexee ni ñu koy xeexee mooy ci yar mooy dénoncé ko bi njëkk mooy ñun ñu aar suñu bopp aar suñuy way nan ngeen koy aaree moo yóbbu ko comme fi ñuy yóbbu lépp lu mel ne BSDA aar fa suñuy way ñu protéger ko ba képp koo xam ne dafa jugati ngir bëgg a jël benn way ci suñuy way mu xam ne am na ko moom ba bu ko defee la ca war la ca xam ne moom la ca yoon tëral ñu toppate ko ba mu jeex léegi Kumba Gawlo bi mu wayee seen way ban daan moo ko ci dal ak nan ngeen ko songee waaw niñ ko songee mooy dénoncé nañ ko ci Sénégal ñëpp xam ko dénoncé rek ngeen yem waaw ci loolu rek ngeen yem waaw yóbbu leen ko ci yoon yóbbu leen ko fépp non non
kon daal da ngeen ko dénoncé nii rek. waaw Coumba Gawlo moom way na wayam clip baa ngay jolli. waaw waaja sax léegi ku ko dégg day mel ni moo copié Coumba Gawlo. waaja moom way. dafa mel ni moo copié Coumba Gawlo parce que léegi Coumba Gawlo moom daagu na ci def ci clipam bu neex yéen jigéen ñi xaw ma yéen laay wax. xaw ma la nag lan waaw d'accord. waaw jamono jooju noonu ci loolu lañ toll di ko xeexee te loolu passé ne comme que noonu la ñu dikkee it foofu lañ fa mën a tolle am na lu nekk suñ kanam it peut-être mën naa am buñ alerté ngeen daal ci wax bi da ngeen a alerté voilà danañ bàyyi xel ba képp koo xam ne nar naa jëlati aw way dana bàyyi xel ne lii kat am na ñoo xam ne ñoo taxaw ci ñoo koy saytu ñoo ko moom benn danañ leen laaj ndigal ba mu jox leen ko ci wala saa su ko jëlee la ca yoon wax santaane ko ñu toppante mais ban rappeur moo sàcc seen way parce que nee na am na ay rappeur ban rappeur parce que dama ko bëgg laaj ñoom Coumba Gawlo lañ fi jotu lim mais est-ce que ci seen kuréel gi amul keneen koo xamante ni yeneen i waykat wala yeneen i rappeur jël nañu seen i mbir ngeen jox ñu ko ñu xam waaw am nañ suñu magu waykat koo xam ne suñu papa la suñu mag la ku ñuy wax Baye Lamine Diop waaw ku ko saaj comme Coumba Gawlo moo rappeur yi dañoo tàng de defal attention ma tudd ko rek Coumba ko jëlaat non non comme moom moo gën a fës non mais dafay baax ñu xam ne nit ki li mu way moomu ko xale leen Coumba ngeen ñeme am na ci yoo li xam ne muy jigéen moo tax ngeen bëgg ko attaqué am na góor am na jigéen bu dee rappeur yu góor yaa ngi koy jël waxu leen tudd seen tur Fatou Gueye Diouf am na ci way wu mu way ci Soxna Jaara ci moom la ko jëlee ban Soxna Jaara bu mujj bi wala non non bu njëkk ba nu mu ko wayee Soxna Jaara ay mbiram waaw boobu noonu ku ñu suñu mag bu ñuy wax Baye Lamine Diop ci la ko jëlee même ku ñu wax ko jël ci moom wala moo ko bindal jox ko déedéet bindalu ko jox ko ndax ñun avant ñuy wax dara dañuy dem Baye Lamine ci ñun la bokk duñ def des fois waxtaan nañ ci ak da koy jox waxtaan nañ ci ak moom ba mu xamal nañu joxu ko ni ko noonu xumaan it am na suñu mbokk mu ñuy wax xumaan jaxate waa xumaan booy yaa ngi dëgg xumaan yow xam nga xumaan yow jamono ji fi Ablaye Wade jug way woon way ban way la woon way wi way woon ci jamono ji fi Ablaye Wade jug mooy góor gi dañ fee war a jóge ku ñuy wax Moustapha Jaxate waaw ci ñun moo ko way dafa naa bét yi bul fi nekk rek di cautionné lu mu wax nga ne ko way et cetera way boobu nu mu demee ba nga ne xumaan wayu xumaan way mooy ban preuve mooy bàyyi góor gi na fi jug bàyyi Ablaye Wade bi Ablaye Wade nan la ah voilà yéen travail ngeen wax kii ne travail ak travail du benn mais ça yow ku ne xam nga ne leer na xam nañ nit jël wax joo xam ne kii li mu wax leer na muumu kii ko dañuy dégg mais pour mu mel na nekk ak moomee la wala mu def ko mu dëppoon ko mu soppi ci ay soppi yoo xam ne kenn day dëppoon na mu ko bëgg Cheikh man benn côté duma ci ànd ak yéen parce que nit aussi la nga xalaat nit mën na ko xalaat est-ce que mbir mi du dafay daje rek ngeen ni yéen xalaat yu daje mën na ne xalaat yi mën na daje d'accord mais xalaat bu dajee nga bind lu mat 4 ba 5 ba 6 loo xam ne loolu moom amul ñun ay poète lañ arabe da ngay ñuy xoolal exemple ci arabe lu jiitu islam di ñëw way dafa amoon ba tey jii may waxee ak yow ay milliards yi way moo am te kenn nuróolu wu sama seen way ay kiiw sëñ Moussa Ka la ñuy jël yokkaat ci ñun ngeen defe ne xamuñu li ngeen def xam nañ li ngeen def non ay taalifu li ma fi wax léegi bayitu sëñ Moussa Ka ngeen di jël ça daal di koy yokk tuuti yokk ci grain de sel li ma fi wax léegi sëñ Moussa Ka waxu ko waaw li nga fi wax léegi seen kuréel gi rek nga tagg mais suñ kuréel gi la yaa ngi même am na yeneen yoo xam ne bu ma la ko waxaloon nga xam ne tey nga koy doog dégg suñu Moussa taxawaay bi muy taxaw ni ko noonu d'abord loolu dañ ciy waxaale même ñun yëmuñ ci ñun rek ba ci suñu maam yi ñu ngi jël seeni way di ko wayaat seen maam yi kat ñoo ko bokk ñun ñëpp suñuy maam lañ mais yéen duñ seen maam yéen mais am na seeni doom yi fi nekk ak seeni sët d'abord booy jël seeni way nga dem waxtaan ceeg ñoom tey am na musiciens yi fi nekku tey kenn sën ci jël seeni way reprendre ko il faut que nga dem ba seen famille nga parce que dañ ko yóbbu BSDA ñooñu dañ ko protéger mais maam yi liñ fi way dañ ko fee def xam nga tey jii li sëñ Moussa Ka bind bët yi ñoo ko bokk patrimoine national la ñoo ko bokk ñëpp ko war a jël léegi yéen lu tax ngeen bëgg a wax ne yéen dong yéen a ko moom xam nga koo xam ne dafay dund di liggéey la ëpp solo mooy li muy def am barke te mu am barke nga fexe ba génneel ko say fi bopp sa xelum bopp ndax waaye dafa metti saa da ngay toog guddi ñëpp tëdd di nelaw nga toog yor sa xalima wala yor sa bic di xalaat mën nga cee nekk ba asamaan set loolu xoolal ni mu méttee nga xam ne boo ko jëlaatee da ngay jàpp ne yow xelum jàmbur nga jël moo xam ne da koo tegoon jël ci xalaat nga jël ko tegaat Cheikh Talif bokk na ci kuréel gi Cheikh Talif amoon nañ fi benn waay bu tudd Cheikh Talif mi ngi bokk ci yéen non Cheikh Talif dafa ay de moom day taalif ci actualité day taalif ci actualité waaw léegi ñu ñëw ci yéen seen kuréel gi maanaam taalifkat yi est-ce que état reconnaître na leen est-ce que subvention yi nga xam ne dañ koy jox yenn kuréel yi yéen dina egsi ci yéen d'abord reconnaître moom mi ngi tàmbalee ci nga am récépissé am ngeen ñu ngi ciy dox def nañ ay demande am nañ suñu statut juróomi at ngeen suñu règlement ciy dox intérieur mais gën nañu ci gën a yàggale non loolu du man dong bokkuma ci ko gën waaw dañ ciy fexee génn moo tax ñu ciy dox ay jéego juróomi at dafa bari mais lu jot yomb te saa su excès saa suñu ci waree jot rek bu ma taalif bu ma wax ngay toon ma wax ngay kii
kii ma rek yow tontu ma nànk rek. te d'abord ñun dañ ñoo yare noo xam ne comme ni ma ko waxee ci début bi am na loo xam ne mënuñ ko comme ñeneen niñ ko doon defee voilà ñun li ñuy def rek dañ koy def tekk ak tey xam nga yéen lu tax waru leen di Tekk mer ak man tey. pour man même bu fekkee ni waykat yi wala rappeurs yi wala ñeneen dañu sàcc seeni texte da ngeen ko war a ndamoo parce que nit aussi luy jariñ askan wi message bu baax moom lay sàcc wala mu koy roy wala mu koy waxaat te yéen nag nañ nangu li fi ne sénégalais fii yéen bu ñu jëlee seeni texte di ko waykat yee leen dépp buzz nañ waxante li fi ne rek waaw d'abord ngir ne dëgg la wala dëgg kon kañ loolu da ngeen ci war a tiitaru yéen ci kaw ñu ëpp ñu bës que ni Sénégal non je veux dire musique bi ñoom fi ñu koy jaarale dañoo yor lu riis lu fort loo xam ne askan wi dañ ko war a xam nga fan laa bëgg waxee dama bëgg wax ni ñoom buñ ko jëlee way ko askan wi ci lañ koy gën a gaaw a ci loolu laa lay tontu que yéen ngeen ci loolu laa lay ko tontu waa ñëwal li tax askan wi di ko gën a gaaw a consommer di ko gën a xam mën naa mu ëpp ñu bës ñoom dañoo génn ñu musique comme ni mu dem ci àddina bi mel waaw waaye peut-être eggul foofu pourtant musique bi ñuy jël di ko def lépp luñ ci mën di jaare lépp luñ ci mën di wax ci way la gën a gaawe te ci li gën a sete ci li gën a mën a dugg ci bopp yi gën cee mën a jeexital foofu laay waxee léegi nag peuple bi ñoo xamagul dëgg-dëgg way loolu nag dañ ciy dox ngir ñu xam lan mooy way ba bu ëllëgee kenn ko waxati aw wayam ñëpp dinañ ko mën a mu mën a egg ci ñoom comme ni musique di mën a egg may ma c'est que yéen est-ce que mënu leen woon a exploiter lii Coumba Gawlo def Coumba Gawlo jël na benn taalif kay wayam ngeen jege ko maanaam di leen di bindal yenn waykat yi parce que waykat yi comme que léegi ñoom amuñu daanaka lu ñu way buñ ngeen leen di bindal ñuy way mën nay gën a am solo parce que pa boobu def na ko fi pa boobu nu mu tee pa ara waa ara mbay xam nga pa ara bindal na kii nu mu tedi borom kër moo ko bindal moo bindal borom kër ki ne la mu way ko way wi am doole trop mais pa ara bu waxoon loolu moom niñ du neex comme ni ko Coumba Gawlo kay waxee ki ne la est-ce que mun leen def loolu message bi ngeen bëgg ay di partenaires ci poème yi waaw message yi ngeen bëgg di véhiculer ci poème yi defe naa ni bu ngeen leen ko joxee moo xam da ngeen leen koy jaay wala da ngeen di bind dem proposer leen wala dara mais ngeen trouver benn terrain d'entente boo xamante ni ku nekk dina ci gis boppam ñun bañuñu ko kii am na baat bu neex am nga xel mu neex ngeen boole d'accord muy njariñ bañuñu ko loolu mais musicien bu dikk wala rapport bu dikk ci ñun demande ñu ko dañ ko def d'accord te du am benn problème boo xam ne dañ ci te du defe naa ne nañ ciy jëndee nga jënd benn texte boo xam ne da nga koy way nga jënd ko 7 millions wala nga jënd ko 10 millions texte 7 millions yéen na dégg nañ fi ay musiciens yi fi xuloo ci daa jël sama way wala dama koo jaayoon aw way 7 millions te fay ma c'est vrai mais yéen aussi seen problème majeur bokk na ci seen accessibilité ci média bi télé yi wala rajo yi boo koy jàpp wala nga koy déglu li nga ciy dégg taalif bariwul ñun am nañ fii ci douceur matinale ngom taalif ci ànd ak Bijou Thiam mais rare na ci rajo bi à part Walfadjri fooy jàpp dégg fa taalif xam nga Sénégal da di réew moo xam ne day réewum diine di réewum islam dëgg la mais buñ xoolee ñun suñu média yi ni ñu fa waree ni ñu ko war a doxalee da cee des te bu ñu xoolee li ñuy def ñun dafa gën a ëpp doole peut-être ci jëm ci côté diine bi mais yéenay dem vers les ndax xam nga tax li ñu lay wax jox naa la exemple léegi ci lu jiitu islam bu njëkk ña daa woy dañuy woy am li ñuy wax liberté totale lu leen neex la ñuy wax ci jigéen gi kii dafa gudd dafa gàtt wala fasu wala yooyu noonu bi islam dikkee nag liberté boobu nag da leen koo xañ da leen a tënk ñun ba léegi loolu mi ngi nekk ci ñun ñu ngi koy man nañ ko mën a pardon maa ngi ñëw pardon ça ñu ngi ko ciy def boo bëggee dañ la jox exemple léegi incha allah ndax am nañ ñoo xam ne ay waykat lan te bu dañ la wayal loo xam ne ay message la yu neex ñun ngir loolu islam bi mu dikkee tënk boobu ñu tënk loolu mi ngi ci ñun mën nañ ko nañ ko mën a woon ba tey moo xam ci arab la moo xam ci wolof la même français dañ ciy way d'accord dañ ciy way mën nañ ko mais comme islam tënk nañu ba boo xoolee télé yi léegi télé yi parce que bu ñu li gën a diineel li gën a jege diine li gën a mën a yare parce que jiguñu boo xoolee télé yi nga xam ne mooy télé islam yi rek ñoo ko jël ba léegi mi nga am ay concours télé aussi àjjuma yi dañuy teg mais islam kon léegi Sénégal benn bis la fi amul déedéet man kat damay wax rek constat la ñëpp gis nañ ko dama lay wax rek benn bis boobu rek ñun mais yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci biir secteur bi yéen a war a xeex loolu imposer seen bopp parce que nag ci loolu lañ nekk moo waral ñu ñëw ci émission Ataaya en même temps it am ci comme média bi télé yi Sénégal yi ñu xam Walf ak ñooñu mën naa peut-être ci la eggagul mais ñu ngi jàll ci yeneen télé en même temps site internet yi même kuréel gi am na site internet boo xam ne multakhassohara.com la dañ fiy jàll ay taalif même vision taalif mu jàkka njaay jiite ko gis naa léegi yéen a ngi am na ay groupe WhatsApp Facebook yëpp non gis naa léegi yéen a ngi wut ay dessin animé di def ay taalif yoo xam ni ay tonton teg affaire yooyu voilà loolu c'est bien tamit aussi dañ koy def nga xamante ni même théâtre yi ñuy def nii dañ mën ngaa dikk ñu bind la théâtre loo xam ne lépp ci taalif lay doon lépp ci taalif lay doon ñun lépp loo xam ne ni ngi koy jëfandikoo ci Sénégal ak lu mën di doon mën nañ la koo defal ci taalif même sa émission bii nii mën nañ ko organiser yoo xam ne ñaar ñi toog fii ay taalifkat la ñuy doon ñi ñuy invité ay taalifkat dàqalu nga dag ñoo bëgg a dàqalu yow
saa fa la ñuy jaaree nangu kàddu gi noonu bul wax nangu kàddu gi bëgg sii di seetaan daan ne bon wax nga comme na dëgg jox na ma ñaari idée bu taalif rafet. kat kii taalif fii taalif fii laaj nga xam ne bu ma lay laaj question dama naan la mbokk mi yow mi nga xamante ne beeg naka saale nga ba yow place ngay wut ñu dem fii maa ngi jégalu waaw une seconde rek sama ñett ñeema àndal mbàkki waaw. ba ak Non, kii di nga ñëwaat Fall Sañ. mooy siyaar leen ndax dama ko fàtte woon xel mooy fàtte sama waaw xarit xelay lañ. fàttu ñoom 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 sax comprendre nañu ay soppe lañ ci kuréel gi bëgg ko waaw. mais am na ci yeneen yoo xam ne ñu ngi ciy yëngu bokk yi tey d'accord c'est bon ñu ñëw ci d'accord sunu ñu waay jàll nag ci politique Massar Diop Massar démb xaw ngeen a dee Massar lacrymogène Diop police oh là là lacrymogène nañ leen ba ngeen di bëgg a dee taluwaa ba jàll na sëñ te loi ba jàll na sans débat sans sa njiit débat. nag moom dañu ko coppe dañ koo teel a coppet def ci oto ba Malick Gakou ban heure lañ ko jàpp Malick Gakou ban heure lañ ko jàpp pratiquement ay 8h30 oui. Malick Gakou dafa teel a xëy Dañ ko- mooy mun doon a xaar ba yéen affaire xam yi nga naaj lu tax policiers yi gën leen a muus xam nga président Macky la xaw ma ndigal la xaw ma dañ ni chef de parti xam nga la boo dee dañ leen a teel a këyit denc leen xam nga la boo dee xam nga ñii ñoo nekkoon ancien policiers yu njëkkee zemi gu njëkk nga daan dégg ñii ñoo nekkoon zemi yu njëkk ya temps yi la gars yi ragaloon zemi ay ca Massar Voilà. démb saf na merci Betty. Ouais. c'est vrai li nga wax dëgg la. démb safoon na metti woon na. saf mais balaa may commencer dama bëggoon nga may ma. ay ca ma nuyu suñu secrétaire général. Malick Gakou grand parti Bàyyi Malick nañ Gakou. waaw bàyyi nañ ko. ak ñi mu àndaloon bàyyi ñoom nañ ak ko waaw idée ak ñooñu waaw bàyyi nañ ko. d'accord di ko massawu coono parce que pratiquement mun nañ ni fa la fanaan. ci karo yi lañ parce que à l'aube lañ ko bàyyi. ah sa président donc di ko masawu coono bu baax. waaw di nuyu militant ak militante grand parti ak responsable yëpp. di xamal waa Sénégal ni nag. waaw Malick Gakou. Sénégal dong moo ko ñor. moo Sénégal a ko ñor. moo waral lii lépp. yow li ko waraloon mooy. non man binduma dara mun naa teg loolu lépp fële. day liir tegal bàyyi kay jàmbur da nga xam lu mu ci jël xam nga waaye léegi amul droit jël note soo gisee bésu démb bi. dippi ko Malick Gakou démb dafa génnoon pour protéger démocratie sénégalaise. fu mu jëmoon Assemblée nationale la jëmoon da wax na leen ko. d'accord te commencé wul sax démb. parce que moom bërki démb la commencé. Gis naa ko. mercredi waaw la commencé. maintenant état bi nag ñoom ils avaient compris quelque chose. parce que xamoon nañ ni Malick Gakou bu génnee ak waa grand parti. peut-être Idrissa Seck génn fële bu ñu leen bàyyee ba ñu jege foofu rek danger la. moo tax nag Malick Gakou pratiquement dafa wàcc ci otoom génn. ban ak ñi mu àndaloon fan ak ñi mu àndaloon ñu ngi ko këyiree booru Sandaga noonu. d'accord booru kii eggul sax. ñu jàpp ko. mais xam nañ li tax ñu def ko. lu tax parce que le grand parti. est un grand parti. Malick Gakou dafa nekk ku nga xam ni non seulement il mobilise. mais également Sénégal yëpp ko bëgg. te xam nañ ni lii muy xeex dara taxul mu def ko. parce que bu fekkoon ni daa am lu ko jiital wala leneen contrairement aux autres ministres du Sénégal. kon tey du nekk fii di opposé wu. depuis l'histoire politique du Sénégal ba léegi ban ministre nga mas a gis mu rendre démission publiquement bàyyi privilège yëpp bàyyi lépp. pourquoi parce que simplement li ñu waxoon ak Macky Sall ci assise nationale ya respecté wuñ ko dañ ko dévier. loolu tax mu démissionné. loolu moo tax mu démissionné. non man ma defoon ni problème mu kii la woon fëriñ bi entre moom ak Abdou Mbaye. bon loolu la ñu wax d'accord. version officielle bi loolu la mais ce qui s'est passé dafa gis ni gouvernement bi mi ngi wàcc li mu waxoon ak ñoom. mu ne nag moom. as gor la te il a toujours respecté sa parole. mais man li ma jaaxal Massar. mooy Malick Gakou Betty li mu jàppale ci mbër yi te man gisuma marché bi benn mbër yi topp ko. ak mbër yi li mu leen doon jàppale yëpp ñu naan Malick Gakou nii. mais gis nañ ni bi muy dem di ci marché bi gars yi topp ñu ko quoi lu tax loolu. si nit ñi topp nañ ko. mbër yi lañ wax nit ñi topp nañ ko mbër yi laa la wax mbër yi. bon mais nag fi ngay juumee ça. waaw mooy Malick Gakou du mbër yi rek lay jàppale. mbër yi ñoo gën a tuuti ci ñi muy jàppale malheureusement. Malick Gakou mi ngi ci sport mi ngi ci football mi ngi ci handball mi ngi ci basket. bërki démb la joxe ci jumaay gurit murit bu Géejawaay 10 millions. Malick Gakou femme est-ce que xam ngeen ni Sénégal femme bu fi nekk en travail di matu su amee problème ba ñu war ko césarienne ak yooyu Malick Gakou dafa ni nañ ko jël gratuitement te ñu woo ko il paye. non mais waxuma la loolu. donc du mbëri dama boo nee ma football boo nee ma football c'est que Betty waaw football bi mu wax. waaw mais boo nee ma football te waa GFC dañu mere Malick Gakou. waa GFC c'est parce que dañu ne Malick Gakou daf leen na bàyyi ci benn moment boo xamante ni bi soxla woon nañ ko. non GFC merewuñu Malick Gakou parce que Malick Gakou ba léegi il a dit publiquement ni ba léegi
il reste un militant du invité wuñu GFC. fi waa GFC ñu wax bit. non xëy na dañ ko wax ni mais ba ñoom ba léegi saa yu ñu soxlaa Malick Gakou dañ koy gis. Malick Gakou mënut a bàyyi GFC xam nga pourquoi. Malick Gakou GFC daanaka moo ko créé. Malick Gakou GFC moo ko tenir pendant plus de 5 ans. chaque mois mu génne 5 millions teg ci table ji pour ay salaire chaque mois mu lu ñu soxla mu def ko. xëy na nag ñoom ñoo dem ba mujj gi ñu sentir ni peut-être mën nañ am leneen. finalement Malick Gakou ay activité non dafa bàyyi après GFC mënatu ñoo fay salaire. non Malick Gakou bàyyiwul dafa dem ba mu yàgg GFC am problème. mais bi ci xanaa da ngaa fàtte waa ji fi tegoon fii ni doon wax nu mu tuddati. xaaral rek GFC am problème. ban problème salaire. ñoom ñoo am seen problème équipe xam nga équipe moom day am problème fu mu toll. équipe yëpp même équipe nationale. mais bi mu demee ba ci biir ak compte tenu des activités politiques et ses activités personnelles. amatul temps mais il reste toujours derrière GFC. waaw d'accord te ñoom boo leen laajee dinañ la wax ni la. voilà Malick Gakou masu leen a lâché. d'accord ñu ñëw ci nag Malick Gakou wax na lu garaaw ci koo xamante ni da nga fas yéene taagaan xaw ma tatagan. baatu askan wi. muy di ko wër. nee na il est temps que libéralisme jóge fii parce que def na 19 ans. socialisme moo war a dellu si toog biir Sénégal est-ce que loolu war na ko wax. parce que libéral baa nga taxaw fee ma nga bëgg Malick Gakou. socialiste baa nga taxaw fee bëgg Malick Gakou est-ce que kuy taagaan baatu askan wi di nga wax loolu. waaw c'est que loolu erreur la loolu aussi il faut ngeen jéem a comprendre. comprendre ni mu ko waxee. waaw waxal. li mu bëgg a wax dafa ni Malick Gakou dafa ni moom mooy alternative socialiste. actuellement. il incarne pratiquement l'héritage de Senghor. moom produit social. oui c'est un pur produit socialiste. si. d'ailleurs dinañ ci ñëw bu ñu léegi bu ñu duggee ci débat yi. parce que waaw loolu li tax mu wax ko mooy. depuis le départ de Diouf. ñun ñu ngi ci benn régime libéral. te li ñu seetlu ci le régime libéral bi. mooy y a trop de problèmes li ñu essayé gum. sur le libéralisme socialiste yi ñoo fi nekk 40 ans yow tamit ñu d'accord oui c'est vrai socialiste yi de kii nga toogal leen naqari socialiste yi c'est vrai d'accord c'est vrai c'est vrai mais dafa bëgg a wax ni li ñu bëgg a wax mooy waaw actuellement dañu am 2 ténors yu nga xam ni ils sont dans l'opposition moom ak Khalifa voilà et ils incarnent l'héritage socialiste moom ak Khalifa te actuellement au Sénégal ak lu waaye mënti wax nag xam ni au Sénégal actuellement waaw moo ak Khalifa fi nekk y a Malick Gakou et Khalifa Sall ñoo nekk fii te actuellement ñooy espoir au Sénégal te le pouvoir léegi rek waa Khalifa Sall tëj nañ ko kaso le pouvoir l'a bien compris léegi Malick Gakou fi des le pouvoir l'a tellement compris que moo tax ñu téye ko Khalifa Sall Malick Gakou démb ba mu génnee le pouvoir a compris la capacité de mobilisation de l'enfant de Guédiawaye moo tax ñu teel ko cueillir yow nag booy déglu ma wax la bu baax Massar yow laay déglu yow nag dafa mel ne yow da nga defee ne ñun dëkkuñu ci dëkk bi quoi da nga war a ñëw dëbb ñun liñ daan dem sa yoon non dafa naan yow ban capacité de mobilisation la Malick am Malick Gakou bi mu yeewoo mi ngi yeewu 8 heures ñu jàpp ko 8 heures et demi waaw moom mobilisation boobu am diggante boobu mais déglul ma wax la Malick Gakou n'a pas besoin d'appeler moom bu jógee rek jeunes yi dañ koy topp et puis des jeunes comme moi man Louga laa jóge waaw maa ngi woon foofu dama egg si teg sama saak dem te xaaruma mu woo ma kële Kaffrine la jóge d'accord kële Ziguinchor la jóge waaw donc Malick Gakou soxlawul di woote waaw mu teg paas waaw mouvement alternatif suqali Sénégal paas boobu lan moo ko waral grand parti doyul woon waaw grand parti mais foog nga am programme politique li pouvoir bi di wax chaque fois dañ naan ñii amuñu programme te ñun on a un livre programme te ñun livre boobu passe boobu waaw dañoo wër Sénégal gis nga bi ñu dàqee AFP ba ñu génn bi ñu génnee am na ci jeunes yu nga xam ne dañu découragé woon wax nga dëgg dañu dàq Moussa Niass nee na du leen ñaanal waaw dañu dàq waaw beruñu leen jàngu leen ba mokkal ñu ber leen de amul benn kii bu may ñaanal mais Moussa Niass loolu la waxoon amul benn imbécile amul benn salopard c'est vrai mais gis nga waaw ñu ñëw ci paas ñun dama la bëgg a wax rek dama bëgg nga may ma tuuti rek ma am si lu ma dellu si gis nga ñun bi ñu li tax ñu dàq ñu AFP nga ma waroon laaj xam nga lan moo tax ñu dàq ñu lii amoon démb Sénégal ba Sénégal doon waaj a tàkk loolu démb la parce que problème pour des principes démocratiques moo tax ñu dàq ñu AFP parce que à un moment donné Moustapha Niasse dañ ko gunge bi mu depuis 1999 bi mu defee déclaration Johannesburg ne j'ai choisi l'espoir ci la ñu mel na Malick Gakou ak jeunes yu mel na man nekk ay xale jóg topp ko ànd ak moom
ànd ak moom gunge ko def tout pour def ko président ba 2007 bu ngeen fàttalikoo rajo yi déglu ngeen ko mu ne moom pare na ci candidature léegi day organiser congrès jox ko jeunes yi c'est le fameux congrès de renouvellement des jeunes si la boo seetloo ay jeunes yu mel na ñoom Mbaye Dione ñoom docteur Malick Diop ñun ñii ñëpp si lañ duggee woon bureau politique si la Malick Gakou nekk numéro 2. te d'ailleurs boobu sax depuis boobu Malick Gakou moo porté woon parti bi di ko financé di def lépp. Ah bon? mais bi ñu demee ba Macky Sall falu yor na de. waaw yor na mais bi mu demee ba xam ne mënatul a nekk candidat. dafa bàyyi parti bi ak Malick Gakou. Malick Gakou géré woon lépp moo doon financé lépp ci parti bi mais bi ñu demee ba 2011. ba Macky Sall falu 2012. bi ñu demee ba Macky Sall falu jox ko assemblée. ñu dem ba ci biir parti bi mënatul sax réunir. toog nañ ay weer réunir ñu bu bureau politique amatul dara amatul ñun jeunes yi ñoo woote woon ñun jeunes yi ñoo ne woon trajectoire bi parti bi jël. baaxatul effectivement bi ñu wootee ñu ñëw si lañ defee woon séminaire Bandia wax ni parti bi lii mu jël ndeke booba Moustapha Niasse ak ñeneen ñi bi ñu xamee ni ñoom seen avenir politique jeex na dafa am fu ñu bëggoon dévier. moo waral ñu ne. parti bi du am candidat en 2017 Macky Sall lay jàppale bi mu waxee loolu nag ci la Malick Gakou jóg ñu nit jeunes yi ci lañ jóg xam ne suñu avenir politique daf ko nar a tayle si lañ jóg nag jaamaarloo ak ñoom am bureau politique bu metti ñu demati Bandia def séminaire jóge fa ñu convoqué ñu ñëw bi ñu ñëwee li ñu décidé woon mooy dàq ñu jour boobu dafa am problème bu metti ci biir permanence ba ñu reporté ko ba mu yàgg ñu woote waat teeru bi bi ñu wootee teeru bi ñu ne cadre yi kese la pour dàq ñu si ñu dem ak jeunes yi ñun ñoo àndoon bi ñu demee ñu ne jeunes yi duñu dugg bi Malick Gakou ñëwee la ñu ànd ak moom. jeunes yëpp d'accord loolu démb la mais ma déglu ma waat léegi nag ba ñu xëyee ca suba ga lañ ñu dàq. lañ leen dàq moom laa léegi nag bañ dàq bi leer na léegi man dama bëgg ci programme bi gars yi dafa am léegi nag ci wax waa déglu ma Massar nag quand même nag yow laay déglu programme bi waaw le fait que ñu ne doom ju judd ñu jox la 25000 waaw yaa ngi dégg waaw parce que nit ñi loolu parce que loolu nit ñi niñ ko jàppee parce que boo dee da ngay dindi bourse familiale léegi nag liir bu judd am 25000 est-ce que loolu dina taxati nit ñi kon dootuñu planning di ki nef gi dana bari de ndaw njaboot loolu jaral na leen ko doom ju judd 25000 waaw mais ñun waxuñu programme bi population bi ngeen nar a yokk xaaral ñun waxuñu ni sax dañuy dindi bourse familiale waxuñu loolu dañu ni ñun dañu wër Sénégal bi ñu wëree Sénégal diagnostiqué def état des lieux ànd ak Malick Gakou xool famille xool lépp li xew ci Sénégal secteur yëpp ñu càmbar ko si lañ toog bind livre programme bi muy passe programme alternative suqali Sénégal mais mooy boobu nga laal xam nga lan lañ ci jublu c'est quelque chose qui est faisable liñ ci jublu mooy femme bu accouché ti état bi dana la accompagner ak 25000 francs 25000 francs yooyu pour lan la dañ ciy teg condition parce que xale yi seetlu nañ ni léegi kenn du leen inscrire état civil xale yi bu ñu juddoo am na vaccin yu ñu war a def am na ñu nga xam ne duñ ko def parce que amuñu ko am na ñu nga xam ne duñ leen inscrire état civil ba ñu war a dugg école dañuy organiser ay audience foraine yu nga xam ne dañ koy laajaat xaalis pour inscrire ñu ne nag pour régler ce problème mais mën nañ def ku juddu ñu accompagner le 25000 yu nga xam ne dana la permettre nga frais yooyu lay couvrir frais yu sew yooyu ak vaccin yi ak kii waaw yéen ndax ngeen communiquer parce que nit ñi rek la ñuy jàpp waaw justement c'est vrai que war nañ ci d'ailleurs le président a prévu des tournées au niveau des régions pour ñu communiquer gars yi ci pass d'accord léegi ñu ñëw nag ci démb waaw démb saf na waaw démb léegi loi bi jàll na li ngeen fi def yëpp gisuñu ko président Macky nga France moom tey lañ ko doon recevoir moom dem na depuis bërki démb ce qui veut dire que ne daw na mbir mi voilà bàyyi leen ak moom yàqale leen waa assemblée ak policiers yeeg xale yi loi ba jàll na sans débat léegi yéen tentamar bi ngeen ci def lu mu fay mais ñun nag dañ doon def suñu rôle seen rôle opposant parce que l'opposition par définition doit s'opposer ensuite beneen bi mooy dafa am benn borom xam-xam bu ñuy wax Frantz Fanon dafa ni chaque génération découvre sa mission l'assume ou la trahit donc ñun suñu mission démb c'était de défendre la démocratie sénégalaise te loolu Malick Gakou kenn jiituwu ko sa mais ñun li ñu war a def nañ ko parce que dem nañ ñu kar ñu Sandaga fa lañ taxaw ñu jàpp suñu leader suba ba ngoon ensuite
may woote fii. mais yéen ba ngeen ba ñu jàppee seen leader da ngeen a arrêté. non ba ñu jàppee suñu leader yow xanaa xoolu leen image yi xanaa Sandaga. romb naa la ca restaurant ba ngay añ. xaaral xanaa yéen xoolu leen xool nañ image mais mënuñu xam kii Sandaga Sandial ñii nag ñoo fa nekkoon ñii ma àndal. ma bëggoon ngeen may leen loxo. d'accord waaw. léegi fa lañ nekk ñun de 9h jusqu'à 4h du soir yoon ñun dem nañ ba jege commissariat central police force de l'ordre yi repoussé waat ñu te niñ ko doon defee sax dafa xaw a metti xam nga li tax parce que dañuy yóbbu benn oto mu aw couloir bële beneen bi aw nii ñu koñ ñu tañcuñ ci diggante bi di tirer lacrymogène. d'accord mais léegi loi bi jàll na lu ci seen position yi yéen mais loi bi jàll na mais loi boobu ne ni moom élection yi na sap loi boobu loi gàcce la. loi gàcce la waaw. waaw si Lamine nee na doomu kii la nee na. c'est une loi de la honte jaaloo la. c'est une loi de la honte xam nga pourquoi. xam nga waxoon na ko bokkat la day daw. xam nga pourquoi. si Lamine xam nga pourquoi nee na doom jo judd na waaye jaaloo la. wax na dëgg wax na dëgg de d'accord naa ci ak moom de. xam nga pourquoi. kañ démb xaw na leen a rey parce que lan la ñuy wëree ñoom plateau yi yëpp. plateau yi yëpp ñu wër ko ni. loi bi c'est une loi consolidante qui consolide la démocratie. te loi bi yow bi nga koy def da nga jàpp opposant yëpp bi nga koy def président de la république en tant que tel nga xam ni c'est le père de la nation dafa génn réew mi dem bàyyi ba tey le peuple beeg force de l'ordre yi waaye ba mu génnee taxu ko mucc ndax français voilà ba mu demee France it taxu koo mucc léegi nag man li ma metti mooy waaw li la metti waaw daane la li ma metti mooy yéen ñi ñu jàppe borom xam-xam comme le ministre de la justice nu mu tudd Ismaïla Madior borom xam-xam la maître tailleur la da koy daggal ñuy wax loi consolidante mais nii lañ koy voté vote bu nga xam ne c'est sous les lacrymogènes nga jàpp leader politique yëpp ba pare biir ville kenn mënu fa accéder dans une véritable guérilla urbaine waaw Massar jërëjëf wane nañ ministre de la justice muy selfie donc di ree donc kokkali nañ leen Betty dañuy ñëw dem ci kii bi question yi nga xamante ni bi posé nañ ko defe naa ni policier yi li nga xamante ni bi ma am na koo xam ne ndeysaan doomu policier la waaw ak koo xamante am na koo xam ne soxna policier la aussi ndeysaan ñoom je pense que ni li ñu def xanaa ñu daal di koy ñu daal ci ñëw pour sunu kii je vous en prie Modou Diouf ayca ñu ànd ak fils de policier radié situation bu doy waar la bu métti woon la traversé nañu benn tragédie boo xam ne tey bu fekkoon ne tey gëmuñu woon yàlla li nga xam ne ni dab nañu duñ ko mën a surmonter mënoo concevoir aussi nga gis sa benn papa boo xam ne il a servi presque plus de 25 ans la nation sénégalaise il se retrouve radié comme un malpropre et ñun ñi ko dundoon nag depuis lors ñu gis ay kër yu tas ñu gis ñoo nga xam ne dañ leen expulsé en plein jour toroxal leen ñu gis ñoo xam ne ni bi ñu demee di fayeku machine bi dafa dem bind leen inconnu man nag je parle au nom des fils de policiers radiés dige bor la waaye ñàkk ko def ay war la te bu doon suma sago te ñun ñi nga xam ne tey ñooy les rescapés ñi fi des pour service rendu à la nation sénégalaise suñu papa yooyu tey il mérite plus war nañoo revaloriser seen pension alimentaire war nañoo fexe ba kër yooyu nga xam ne tey ñu ngi ko occupé woon te amatuñu dara président tey am na pouvoir mu am pouvoir régalien jox leen kër yooyu bu mu demee tey bay liggéey ci mbal mi mun naa ne loolu radiation boobu moo tax képp koo xam ne tey yaa ngi doon liggéey police war nga concevoir ne que nii li leen dal lu métti la et aussi état du Sénégal revenir à de meilleurs sentiments pour régler définitivement la situation des policiers radiés pour que vraiment Sénégal jëm kanam. man maay jabaru Matar Fall Aminata Diagne madame Fall ñun ñoo defoon sit-in bi buntu palais. ma ko defee dama yaakaaroon ne sama jëkkër yi yóbbuñu woon sax affaire radiation bi ndax dama fekk sama jëkkër hôpital. bi mu fekkee sama jëkkër hôpital man damaa ñëw sama jëkkër mu ne ma man de dañ ñoo rajo ma ne ko rajo mu ne ma waaw ma ne ko nag radiation ni mu fay mën a nekkee parce que radiation mënu fa nekk ndax ñun suñu pension jëkkër yi sax baaxul bi nga xamee ne ñun suñu jëkkër yi pension yi baaxul amuñu ñii seen jabar yi dee ñii seen jëkkër yi dee amuñu sax pension bu baax suñu amee ay juróom-benn junni lañu am juróom-benn junni jëriñu leen dara. sama jeneen jëkkër yaa ngi tëdd feebar man damay ñaan ñun waa coordination la suñu jëkkër yi sonn nañu amuñu pension te ak Macky Sall dafa xam ne dafa yokk pension yi man bindaanu naa sax pour jàppale sama jëkkër for naa dàll pour jàppale sama jëkkër sama doom yaa ngi nii seen njàng dafa yàqu ndax amatuma woon lu ma fay li mu waxoon ne daf ñu ko dig nañ ñu ko jox te yàlla tax. ndeysaan d'accord Aïcha mu mel ni nag
Cheikh Ahmed ñaar ñi wax ñëpp yow lañu déedéet waaye déet masa déedéet waaye déet waaye papa soxna Ami Diagne ñu ngi koy nuyu kooku sunu maman la ak Madani waaw ak Madani moom sunu frère la ci kër gi la bokk voilà moom tamit dégg nga ko li nga xam ne moom la man nag saa samay bët daa fi bëggum mënumaa gis kuy jooy papa dëgërlul rek waaye bu ngeen fi jógee yàlla yàlla saafaraal yëpp ay ca ñaar ñii yow la ñuy waxal yow lañ ciy waxal ak askan wi loo ciy dolli jërëjëf Betty affaire bi métti na bopp wees fonk déedéet waaye yaakaar naa ni la jeune génération war nañ jël exemple lii xoolal sa caméra ñoo xam ni seen lépp dañ ko consacré état bi au sacrifice de leur vie yow benn bés dàq la kër yi tas métti kii wax ma daal ni papaam moo taar la woon ci cortège Abdou Diouf la am accident bu ñu paree fee lañ jubal rafet mu dam yaram bi yëpp ay weñ la ay Omar Badiane ku ma wax ñu dagg juróomi baaraamam ay seen ñu ci dee ci kii bi métti bi mun ñu la ko weesu na fu ñu wax ñu toog ñu ñëw taxaw fii dal nañ koy wax premier mesure Abdou Diouf bañ ko jëkk xam na mu jëkk wax j'ai tourné la page bañ ko ànd ba ñu wooyee ba ñu dàq ci bés dañuy dem coordination André Sonko muy ministre de l'intérieur moo woote suñ commissaire bi doon ci coordination mun j'ai tourné la page mais dañu am hikma ak taqwa c'est-à-dire ñu ko allahu akbar parce que yàlla pare na démb da ngay dogal mais yàlla moo am ñëpp moo yor ñëpp lii daal dañuy ñaan bu ñu fi amati ci réew mi radiation bu ko kenn xalaatati parce que toog koo xam ni amul dara lu mu salaire xamul leneen nga ñëw c'est vrai que le salaire teg ko misère yoon rek pendant 7 ans mu ñëw ñu ñëw da nga ko jël parce que pression yi bëri na lu mu jëkk a wax Abdou Diouf maa ngi demandé yàlla may ma possible ma trouver solution mu yóbbu ñu ci loo xam ne une sous-police la police municipale lu ñu métti ñu ne à défaut de grippe on se contente de merde parce que on a été formé pour di liggéey la épaule mais c'était un défi on l'a relevé collectivité locale yu bëri ñu relevé seen recettes yi liggéey fa un travail impeccable même si côté fonce am na ñoo xam ne dañu confier waaw ñu dem ñu leen dox loolu tax ñu amal suñu situation inégalité bi demeure ci traitement salaire yi ñu ñëwee bala ñoo fay ni ngay gis bu gars yi yeneen suñ collègue yaa police réintégré ñu fay ñun ñu fayu le 10 le 15 ñu mënul man ñii di wax mën naa fa ay grève de la faim pour ay salaire mën naa ko mën ngeen xam dañuy toog doo fay yooyu yëpp ñu koy mën ay réforme Abdoulaye Wade ñëw ñu am ci moom yaakaar bu rëy mu def ñaar réforme daañu def mise à disposition jóge fa daal def admission pour bañ a réintégrer fay ñu ay droit mu def admission léegi ñu dem di yaakaar continuer inégalité boo ñu ko continuer ni retraite ak ay salaire am ñu pension ay pension professionnelle la ñu am waaw pour sa morom police bu nga xam yéen a bokk école génn formation mais dafa la am chance ñu réintégré parce que ñoom ay rajo réintégré la loolu rek ñu am pension bu ñu fay mën la fay fuuti pension loolu teg muy inégalité Macky Sall yëg ko xam des fa nekk ñu intérieur jël engagement ni premier daal di dina régler pension boobu la gis ñu léegi nag ña ngi koy ñaan moom moo ko defe naa ne waaw président Macky defe naa message bi jàll na voilà li mu wax béti lu am solo la te day demee bul fàtte ni enseignants yi gars yi préparé woon nañ pour radier leen fi am na temps donc li mu wax ne bu kenn rajeeti kenn loolu message la boo xam ne message bu am mel ni daal situation bu métti la ñuy vivre lii ku mu dawul sa yaram leneen du daw sa yaram voilà ça dañuy demaat régi ànd ak El Hadj jëli ji question yi Mame Diarra aywa Modou Madame Sarr ñu gën ko xam ci Mame Diarra Bousso Ndiaye doon syndicaliste doon jàngalekat bokk ci syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation te bootu ci CNTS FC Madame Sarr ne Mame Diarra Bousso Ndiaye doon membre ci comité scientifique bu FEDER doon président. waaw Mame Diarra ñun liñ lay laaj mooy seen syndicat yu bëri daal maanaam seen syndicat yu bëri est-ce que dina yombal seen xeex bi ngeen xeex ak gouvernement bi parce que bu ñuy nangoo lii tamit ñenn ñi daal di bañ lii est-ce que loolu dina mën a gën a gaawal li ngeen xeex ak li ngeen bëgg-bëgg est-ce que gouvernement bi tamit loolu du leen ci gën a mën a jekku daal
parce que li ngeen bëgg a xeex ci njàng nag est-ce que syndicat yu bëri arrangé na leen bu ngeen defal benn syndicat wala benn kuréel boo xam yéen ñëpp ci ngeen itam ci li ngeen di xeex daal dum naa ni ci lay gën a mën a gaawee. Mame Diarra ñu gis ne grève yi bari na lool te yéen lépp ci syndicaliste yi ak jàngalekat bi wala ñu wax day wax ni nguur gi dafa diggee woon ñoom ay accord te maanaam accord yi mu diggee woon ak moom ak yéen defu ko ñu bëggoon a xam accord yooyu yan la ñu waxoon ne fanweer la waaw ñu tey ñu gis ne fanweer yi mu waxoon ak yéen ñaar fukki ak juróom-ñett nguur gi appliqué woon nañ ko mu des ñaar yooyu ñu woote woon ci waxtaan bu yàggut a premier ministre bu Abdoulaye Dione dalal na lenn ci yéen ñu bëggoon a xam yéen maanaam grève yooyu est-ce que du maanaam nekkul ne élection yi di ñëw moo tax ngeen naan nañ profito wala ñaar ci élection yi ñu xoj nguur gi nañ état bu ko defee ñu gagné ci suñu intérêt wala yéen ndax parents de élèves yi yéen a ngi leen di jàppale ci xale yi nii parce que grève bi bari na lool te ndaw ñi ñoo yor réew mi ëllëg ñu bëggoon ngeen xoolaat seen doxalin waaw. defe naa ni laaj bàngoog ñu jëmale ko ci jàngalekat bi Mame Diarra looy tontu ci ñaari laaj yi. nee na multitude de syndicats yi ndax seen xeex dina yomb. bu njëkk bi. waaw loolu ñu ngi ciy dox sax di ci def ay jéego. ma fàttali ne l'appel de Mamadou Diouf. ndax Mamadou Diouf nekk na koo xam ne. syndicaliste de référence la. nekk na koo xam ne en matière de syndicalisme. modèle la. dafa woote woon pour jàngalekat yépp nekk benn. yaakaar naa ne loolu ñu ngi ciy dox. ndax li gën mooy ñun ñëpp ñu boole suñu doole. xàcceendoo dóorandoo. c'est ça l'idéal. malheureusement nag dañu nekk ak état boo xam ne il divise pour mieux régner. du yomb parce que ñoom loolu moo leen arrangé. mais dinañ jéem lu ñu mën. pour véritablement syndicat yëpp nekk benn. incha allah beneen bi ci accords yi. accords yi wax na dëgg. mais ñaari accords yooyu muy wax. muy comment dirais-je indemnité de logement bi. problème le nœud du problème c'est l'indemnité de logement aujourd'hui validation bi aussi problème la. parce que gis nañu ne ba léegi am na enseignants yoo xam ne mettre guñu leen en rappel. te loolu véritablement day gën a jafeel situation bi xam nga dama bind benn article ci sama page Facebook ma ne. gis nga ñetti entité yi. tant que tooguñu ñu travailler en parfaite collégialité. le problème des enseignants du réglé. diggante ministère de l'éducation nationale. ministère de la fonction publique. ak ministère des finances. D'accord. Parce que yooyu ñetti entité yooyu ñoom rek ñoom ñoo mën a toog waxtaan bu acte jotee fonction publique génnee ko jox ko ministère des finances mu valider ko fay nit ñi. tant que loolu amul. y aura pas un travail sérieux te ñun foofu la ñuy xaaree état bi. d'accord waaw defe naa ni leer na. dañuy daal di demaat régie jëlaat beneen élément wala yeneen i laaj yu jëm ci Cheikh. waaye Coumba Gawlo bu bees yi nga xam ne ni mi ngi ko sàcc ci sëñ Saliou Gueye Badar dama dégg ne am na loo xam ne ni sëñ Saliou Gueye doon na ko jox moom mu bañ léegi ba xam xaalis bi génn ci musique dafa xaraam ba ndax jëlu ko woon wala it fekkee xam ne li tax jëlu ko woon bu ñu ko mënee baaxee ak yenn musiciens yoo xam ne ni sàcc nañ seen waay bu fekkee mën nañuy wax musiciens ak yenn waay lañ sàcc ak it ba xam am na leneen loo xam ne comme li Coumba Gawlo defoon sàcc waaye sëñ Saliou Gueye Badar ba nga xam ne sàcc na ko mu am lu mu ko bëggoon a jox mu bañ ba xam am na ñeneen ñoo xam ne daal jël nañ seeni waay ba ngeen dénoncé que bañ am lu leen jox daal. waaw defe naa ni mi ngoog il paraît que jox na ko xaalis mu bañ. waaw loolu lu am la. am na doon na ko jox xaalis mu bañ. mooy gannaaw bi way bi génnee la loolu. waaw ginnaaw bi way bi génnee la bu ngeen xoolee. ba dafa am ñëw ci loolu ndax Coumba Gawlo def na benn déclaration def benn vidéo bu gàtt defe naa même pas 27 secondes. waaw gën jaa bëri defe naa wala 22. la def. boo déggee nañ ca waxee da ngay jàpp ne kii dafa waxtaan noonu ak Saliou Gueye avant ba juboo ci ak moom fekk na du loolu mosu cee waxtaan ak moom. lan la ci wax ci vidéo bi sama càmmiñ sama xarit Saliou Gueye Badar laa gis mu def yenn waaye ma gis ko mu neex ma jël ko reprendre ko indi ko def ci ay tuuti ay neex yi naa extra loolu la fa wax te boo déggee ne mu ko waxee da ngay jàpp ne kii da ca waxtaan ak Saliou Gueye ndax sama xarit sama càmmiñ te mosut a gisante ak Saliou Gueye ngir mu amee Saliou Gueye def na ci ay démarches ngir di ci dox
démarche yi ci dox yëpp lañ ko demandé xaalis bañ ko demandé nekkul dara ci kaw li ñuy xeex ndax xaalis mën naa dikk neex lool ci jamono ji nga ko jëlee mais après day jeex te boobaa xeex ba du continuer day am leneen lu nekk ci kanam bu ëllëgee dañ la ko mën a defaat ngir li ngay xeex nag mu mën a yam tey ba suba ak ginnaaw suba doo jiital xaalis la dëgg la d'abord am na solo de ñun Sénégal gi yëpp ku xëy ku nekk suba ngoon ci xaalis ngay xëy mais dafa am loo xeex loo xam moo ëpp solo mooy ñu jox ñu suñu àq ñu boole ñu ci yëf yi nga xam ne liñ naan ñu xam suñu wàll ci naru yi ndax dañ cee am wàll bu baax a baax a baax képp bépp musicien bu mën di doonati balaa jëlati waayu kenn dafa yomb sax moom buñ protéger wut sa way sax def ko ci àll ba sax nga dikk xanaa doo fekk ak for ci mbedd mi rek nga jël ko ak jëfandikoo ko au moins war ngaa mën a laajte loolu ñun loolu lañ soxla ñu jox ñu ko bu baax en même temps it suñu message bi d'accord kon leer na beneen question bu mu laaj defe naa tontu nañ ko ci mais am na ci yeneen ndax defe naa seen émission bi Petit Déj defe naa mas nañ fee invité koo xam ne indi na fi aw way daal ne moom moo ko way bu fekk na ku ko way ku ñuy wax Ahmadou Bass Amirou Souhara kan moo ko fi indi woon jàppatuma tur yi nag boo jàpp tur bi nag bàyyi di accusé mais am na ci ngelaw li mais accusement bi cité wu ma kenn ci ngelaw li nga wax voilà mais lu am la rek seen Petit Déj la yow ci émission suñu émission ba nag nga accusé Petit Déj mooy wayu Amadou Bass woon di ci lancé fecc yi am ak col yu bon yu bon yeeg yu mel noonu moom daf ko indi ni moo ko way waaw xam naa taasukat yi la kon defe naa ni loolu leer na ñu jëli suñu dernier élément muy laaj yi ñu jagleer Massar Diop Alaaji Modou ma dégg ma Malick Gakou mu ni waa grand parti bu ñu amee nguur gi dañuy appliquer lu assises nationales yi wax et que quoi qu'on dit assises nationales yi concerné wuñ ñun citoyen lambda yi parce que yéen la gën a concerné yéen politiciens yi lan mooy seen programme bu dee am ngeen beneen programme lu dul assises nationales yi nga wax ñu aussi et que grand parti damay laajte fan la exister à part Guédiawaye gisoon nañ ne sa mentor kii di Malick Gakou dafa bokkoon ci benn coalition mooy coalition Manko ñu dem ba élection législative yi jege si ñu gis ko mu rocceeku waaw man dama bëggoon a xam lu tax mu rocceeku ba xam dafa bëggoon a peser boppam pour xam yu muy jar wala dafa am loo xamante ne neexu ko woon ci biir coalition gisoon nañ ko temps yi tamit ci mairie Sacré-Cœur Mermoz Sacré-Cœur mu demoon fa noonu benn rassemblement bu fa amoon mu am wax yu mu fa wax waaw ba nit dem na ba gisanteeg Khalifa Sall ba mu toogee Khalifa Sall am na lu ñu waxante foofu noonu est-ce que nekkul ne dafa bëgg courtiser maanaam socialiste yi est-ce que xam nañu instant bi socialiste yi amaguñu candidat léegi ñu ngi wax Khalifa Sall te xamuñu Khalifa Sall boo xam dina génnoon lu génnoon est-ce que Malick Gakou dafa bëgg profiter ci occasion bi bëgg récupérer dafa récupération politique. ayca mi ngi noonu Massar ñaari laaj yi. voilà merci. laaj bu njëkk bi defe naa dafa ni assises nationales yi ñuy wax. mais Malick nee na bu faloo da koy appliquer. mais assises nationales yi biñ koy def gis nga ni Sénégal yëpp lañ ci impliqué woon. Sénégal yëpp lañ ci impliqué woon jël ba di gëstu problème mu askan wi après bind ko loolu la Macky Sall waxoon bu ñëwee da koy appliquer d'ailleurs li indi problème ak ñu bari problème am ak ñu bari ci opposition bi ñi ko jàppale woon loolu la. donc ñun buñ ñëwee mënuñu lu dul def li askan wi bëgg su fekkee nag askan wi dem nañ ba ni lii bëggatuñ ko ñu xoolaat ko mais ñun loolu rek lañ ci jublu. beneen bi mu ne grand parti fu mu exister. ma koy laaj moom ci boppam xanaa moom du seetaan télé. grand parti bu nga xam ne bu mu juddoo yàggul y a 2 ans. mais ni mu mel ci Sénégal ñëpp gis nañ ko parce que déjà ñun grand parti bi muy exister rek y a eu des démissions en cascade fépp fu AFP nekkoon dëkk yu bari amatu fa grand parti courant plus sympathisants yi ñëw ensuite ñu def tournée nationale wër Sénégal actuellement mën naa la wax am na benn leader bu doon wër Sénégal. mais bi mu dellusee Malick Gakou la njëkk a woo. Idrissa Seck. non c'est pas Idrissa Seck mais bi mu dellusee daf ko woo li mu ko njëkk a laaj mooy mais booy toi tu es dangereux mu ne ko lu tax mu ne ko parce que dama wër Sénégal mais fu ma dem fekk naa fa grand parti ak ay nitam. mu ne ko Malick Gakou ne ko pourtant de am na ñu nga xam ne sax demaguma ci ñoom nous on a fait les 11 régions du Sénégal sur les 14. d'accord donc ñun existé nañ voilà beneen bi lanati la. dernière question. waaw dernière question mooy lii dañu def ne grand parti Guédiawaye rek la yem moom la répondre boobu répondre na ko mooy keneen ki mujjee poser question. kon jàppoo ko de. lan la waxati donc question yi daf. lu tax mu génn voilà dafa ni lu tax mu génn élection législative yi waaw élection législative yi mais moom dafa jaawale. Malick Gakou élection législative yi. Manko taxaw Sénégal la bokk le PDS moom moo génn Manko.
PDS ñoo génn Manko mais Malick Gakou Manko taxaw Sénégal moo ko coordonné. moo nekkoon seen candidat sympathisant Khalifa yi nga bëgg a récupérer. voilà nee na dañ leen bëgg a récupérer voilà ça c'est important xam nga pourquoi. savez-vous que Khalifa Sall ak Malick Gakou non seulement waxuma seeni relation ñoom ñaar seeni relation personnelle mais dañu bokk trajectoire historique te loolu bés bu ne Khalifa wax ko ci télé bi ni Malick Gakou suma frère la ñoom ñoo defandoo jeunesse socialiste ñoom ñaar dañu xaw a bokk sax histoire boo seetloo parce que Malick Gakou gis nga li mu génne AFP moo doon héritier légitime ñu fexe ba bundu xataal génne ko Khalifa Sall héritier légitime Ousmane parti socialiste waroon topp ci Ousmane Tanor Dieng ñu fexe ba bundu xataal ko fexe ba ber ko nële mu incarner parti socialiste des valeurs donc ñoom ñaar bu ñu nekkee ci opposition war nañ éviter la daloon Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse loolu moo waral ni Malick Gakou ak Khalifa Sall c'est la même famille naturelle waaw may ñu jëli suñu dernière rubrique loo ci xam àndandoog régie Modou lu mu wax xaw ma ko waaw ay ca waxal loo ci xam bi ñu wax ci seen xalaat aywa Modou noonu na pare na ay ca ñu xool ko ñëwaat ñu dem ak Alaaji Modou Diouf ñoo doon toog di naan ataaya buur yàlla wërsëgal la tuuti xamatooñu gannaaw li xew démb ci assemblée nationale mel ni coowal robinet mbedd député yi askan yi leen fal ndax moom la ñu toogal ci assemblée nationale lu ci seen xalaat. ñu tàmbalee ko ci Cheikh loo ci xam. waaw li ma ci xam mooy lool waaye. waaw li ma ci xam mooy Sénégal réewum jàmm la. te toujours dañoo war di incarner jàmm jooju ñuy wër dañuy wax ne Sénégal réewum teranga la. loolu nag war nañ ñun suñ biir d'abord ñoo ko war a njëkkee ñu koy gis pour ñu koy gis ci bitim réew ndax lii nii yëmul ci réew mi rek mi ngi dem ci àdduna bi fu nekk lii ñu doon wax muy loi parrainage bi ñu toog waxtaane ko d'abord comme ko jàll na pare nag la wéy na la ko sii di waxee nag xawma comme noonu la waaye lu ci am daal mooy nañu gën a saxal jàmm di ko dundal suñu jëmm yi mais di ko dundal ci politiciens yi d'accord Mame Diarra loo ci xam waaw xanaa di ñaawlu rek di wax ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo ñu représenté ñoom ñoo ñu représenté voilà di wax rek ne lii yëpp tey bu ngeen xoolee waxu Maam Abdou toujours dafay mel ni dafay gën a actuel lii yëpp junjoon nañu ko bind na fi bàyyi wax na bàyyi donc lii rafetul jekkul véritablement war nañu xool beneen façon doxalin ñuy doxalee noonu au moins pour donner une bonne image à ceux-là voilà d'accord kon ayca kilifa gi ñu xool Cheikh ab politique la waaw mais lu ñu wax ñun dañ koy teg ci cadre comme ay julli lu diine wax ñuy diisoo lu ñu mënti wax ni am nañ ay régulateurs sociaux muy xalif yi ak église beeg nit ñu baax ñi ñu leen di dégg lu ñu mënti def daal nañuy diisoo teg ci dal moom parce que am na yoo xam daal image bu ñaaw lu joxe ci réew mi te ñu nga xam ñu ne ay ñooy député représenté di donner en même ñu nekk ci borne frontière loolu rafetul jekkul lu ñu mën def ci réew mi daal nañ ko defee ci dal di déggante di wax daal inchallah Massar loo ci xam li ma ci xam mooy lii dafa ruslu parce que ñoom ñuy wax loi bi jàll na loi bi nii la jàllee mooy xeex biir assemblée lacrymogène yi ci biti lii nag day wane ni ñoom daanaka ñu ñuy représenté fekke assemblée député yi dafa mel na xamuñu seen rôle parce que démocratie buñ koy wax dëgg représentation du peuple assemblée nationale moo tax mais am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax Alexis de Tocqueville dafa ni démocratie warul majorité rek warul tax ngay tyranniser la minorité c'est-à-dire du caagin yéen a leen ëpp rek lu ngeen bëgg a def même lu jaaduwul da ngeen leen ko war a forcer da nga ko war a waxtaanee ak ñoom parce que minorité bi mën nañ am dëgg ci kaw majorité. d'accord tàggatool foofu. voilà donc man may remercier ma leen di remercier d'abord ci invitation bi parce que vraiment lu ñu neex la ñu neex waa grand parti di remercier tamit ñeema àndal di ay responsables yu mag ci grand parti di massawuwaat coono militant ak militante grand parti yi ak suma secrétaire général Malick Gakou di ko xamal ni ko tey la ñu gën a ànd ak moom ñu ngi ci gannaawam ñu koy réitérer donc suñu engagement ak suñu fidélité di ko wax du courage parce que nag le Sénégal appartient à tout le monde d'accord et nous n'avons pas le devoir de baisser les bras alors la lutte continue d'accord ñu ñëw ci sunu papa gën a sant ci invitation bi ñu permettre ñu wax ci tribune bi ñëpp dégg leeral jeune génération bi affaire yi nu mu demee woon di wax président Macky Sall nag yaakaar bi yàkkeekuwul moo waxoon
ñu ngi koy déglu gisaguñ dara yaakaar nañ yaakaar du tas te yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas allahumma amiin sunu waa ji ayca Cheikh waaw xam naa di ngeen may tuuti temps rek ci tàggatoo. non sëñ bi dañoo problème mu temps bul fi wax ay millimètres. dama leen a indi ko si gu ma leen defaloon nii wala fajiri rek. waaw kon yow nga mujjee xaaral Mame Diarra tàggatoo. voilà waaw maa ngi gërëm di sant. waaw d'abord suma représentant yi nga xam ne waa SADEF la. waaw Nadia ak Abi. sama waa école am na ñaar ñu fa jógee. Jaxeer Siis ak Tayrou Sadia. maa ngi leen di nuyu waaye aussi sama frère bële le docteur Ibrahima Ndiaye. nekk enseignant chercheur à l'université de Thiès. maa ngi koy nuyu. di ko sargal di nuyu nag sama frère yëpp. waaw du Sénégal ak diaspora et toute la famille. d'accord ñun defe naa ni bala ñu koy jox ñu tàggatoo ayca ñu ngi leen di remercier yéen assistance bi ak invité yi nga xamante ni ñëw nañu wuy suñu di remercier nag Astou Ndiaye Dorobe Couture foofu la ca Cambérène 2 rawatina nag Moussa Ndiaye tailleur merci beaucoup ñu remercier bu baax a baax Fatmata Sey Ndiir ci maquillage bi ak musóor bi. voilà ñi ngi gërëm bu baax ki nga xam ne moom la ñuy wax Pape Gora ak Top mi nga xam ne ci montage bi ak Alaaji Modou Diouf mi nga xamante ni bii moo yor lépp lu jëm ci wàllu régie bi ak tamit ki nga xam ne moom la wax Isaaxa Ousin ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di jox nag sunu waa ji mu daal di tëj ak li nga xam ne mooy taalif bi nga xam ni moom la ñuy tëjee ay wasaay mu taxaa nag moo ngi woo ñëpp rek képp ku mën di nekk ci adduna bi te man koo jàppale ndax am na ñu soxla yoo xam ne taalifal lañu neex caa egg te egg incha allah waaw d'accord sama yow laay may bës rek bu ma bàyyi non message bi dem nag garaawul ayca waraat mool wu dul ràmbal te njaab seeti seen groupe bu mag bii fi siiwee Walf doon leer gu mat dajal amul kem ci ay nawleem ci info yu wér te leer yu dul rax nduxum bàyyi nar connecteel te bul dawal lu am fulla tey servir fi askan wi sedd xol di yar ndaw ñi tey yee mag ñi jàngal ña réer fëtal fulaak fayda lañ miinee ña yor mbir ya doon ñu teey sa war fonk seen liggéey ba xam-xam ba lañ jiital jom ak jàmm ak jàmbaar jub ak jekk lañ xaloo di daw jeng ak jengal lu jag ñoo ko jël di jal du roykaay yu mat yuñ doon di roykaay yu mag yuñ doon ci seen bépp émission ataaya ak opinion diine ak jamono desul TV télé bu mag baa FM Walf Quotidien gisal diglu liiral réew mi bitim réew lay soxal foofu nag xam naa tënk la boo xam ne maanaam Walf TV Walf FM ak le Quotidien TV mooy Walf Net aussi waaw ak Walf Net kon TV mooy gisal FM bi mooy diglul Quotidien mooy liiral lu la neex net bi mooy netal wuyul saa ayca mi ngi noonu nag vendredi prochain incha allah ñu ngi leen di remercier incha allah ok peace and love